أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki seetaan DTV di seetaan seen émission bi di Ndenkaane dellusiwaat nañ di leen nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel di ñaan yàlla sunu boroom subhaanahu wa taala mu defal nu jàmm defal nu sutura defal leen ko ñi seetaan nekk ci piis yàlla na yàlla teggi ko ñu nekk ci xat-xat yàlla génne leen ci bu ñu tuddee ñi nekk ci xat-xat sunu xel dem ci ñi ci kaso yi tey bàyyi xel Ndenkaane waa Ndenkaane yëpp a ngi leen di bàyyi xel di ñaan yàlla génne leen fa ak jàmm ñi taw a tëdd ci kër yi ñi taw a tëdd ci lalu hôpital yi yàlla na yàlla saafara ñëpp lépp luy méttiwaay li ko dalee ci catu kawaru bopp ba ci weewu tànk yàlla na yàlla saafara lépp ñi faatu nekk ci kërug dëgg ga yàlla na ñu am ngërmandeel yàlla am njéggalug yàlla ñu wax laaya ji Sayda Zeynab di fàttali tout le temps Sayda Adama Seck bëgg laaya ji bañ ko koy dàkkantalee muy yaa layta qawmi yaalamuuna bi ma gafara li rabbi wa jaalani min al mukramin ñoom ñëpp yàlla nañu wax laaya jooyu noonu le mooy ñu am njéggalug yàlla ndax loo am ci àdduna lu mu bari bari nga faatu dem safara amoo dara waaye loo ñàkk ci àdduna lu mu néew néew faatu dem àjjana ñàkkoo dara kon yàlla na yàlla may néew yëpp njéggalug yàlla may leen yërmande yàlla di ñaanal yàlla ñu nekk ci néegu sëy yàlla barkeel seeni sëy ñolti yi faral di am ci biir néegu sëy yi yàlla na yàlla teggi yëpp ñi réeroog seeni boromi kër ñi réeroog seeni soxna yàlla na yàlla jubale ñëpp njaboot gi yàlla na yàlla barkeel leen teg leen coonu siraatal mustaqim ñi sëy at yu yàgg tamit amaguñu njaboot yàlla na yàlla may leen ko njaboot gi nga xam ne nii mooy luy bégal ñaari way dencante ñu am ko ci biir sëy te léeg-léeg yàlla di ko xañ ñenn ñi nañu bañ a tàyyi rek bañ a découragé di sabablu incha allahu taala dana dikk di ñaanal yàlla tamit ñi duggagul ci néegu sëy rawatina célibataire yi ci Excaf heure bu ñu leen tuddee ñu duggagul ci néegu sëy suñu xel dem ci ñoom ñëpp yàlla nañ ci dugg ànd ak jàmm ak wér ak sutura dellusiwaat nañ ñi ngeen baaxoo di àndal la ñu àndalaat di leen nuyu di leen ziyaara Cheikhouna ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara naka nga fanaanee. ñu ngi sant yàlla professeur Thiam ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara ñu ngi lay fay bu baax a baax. mbaa ndekki nga tey bu baax a baax. waaw ndekki nañ nag. waaw mais ndekki caameen rek lañ ko def. ndekki caameen di xam naa 10 gan na lay def. Adja Louise na nga def yaa ngi am jàmm. maa ngi sant bu wér. madame Ngom na nga def. maa ngi fi la yaay oustaz. yaa ngi am jàmm. mu ngi dàq ba gaay duñ daw bu jéggi madame bi. non moo wax gars yi titre la dégg nga. titre la kon. ñu dem studio de seeti Modou Mbacke mu xoolal ñu këru yëglekaay lan moo ci gën a fës Modou Mbacke salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah yaa oustaz. yaa ngi am jàmm. waaw ñu ngi sant suñu borom. macha allah tey de Dakar moom yeewoo nañu ndox mu barkeel tabaarakallah. waaw vraiment yàlla na ci yàlla dolli mu ànd xéwal yu bëree bëri. amiin démb rek maa ngi ko doon ñaan ndeysaan. bi ma xëyee dama sant yàlla bu baax. ndax lu ñëpp doon ñaan la. dëgg la mu ànd xéwal ak jàmm incha allah. yàlla nañu daal jàmm ju bëree bëri. amiin tabaarakallah amiin. ñu ngi lay déglu lan moo gën a fës ci këru yëglekaay yi. waaw yaa oustaz laataa yéenekaay yi information phare bi doog a daanu sàng mooy mbirum Khalifa Sall ñëpp doon xaar tey jii lu ëttu attekaay di wax ci moom muy cour d'appel bu Ndakaaru juge ba Demba Kandji dëggal na ni kon Khalifa Sall ci kaso bi lay desandi juróomi ati kaso ràpp daañu ci ñëwaat topp ko nu mu gën a yaatoo ndax dossier bi gën a yaatu léegi sunu ay reporter ña nga foofee ca tribunalu Ndakaaru ngir war a ànd ak ñun incha allah ci sunu xibaaru 13h yi yastaas yéenekaay yi xëy di génn sakkan l'observateur moom xëy na kaddu wala sax ndàkk se ay pooj yu sakkan président Macky Sall dóor ko démb ca Diamniadio njiitum réew mi fecc na ba ni saay ba muy lancé li nga xam mooy campagne jëm ci mbirum parrainage l'observateur xëye wàllu gudimel yëglekaay bi nañu fi mu toll nii tembe Macky Sall moom jàpp na ni am na ndam ba noppi ca ndam li jàpp na ni dana ko gën a tengal fedd li ko itam ndax bëgg naa am 67000 signatures ci wàllu gu njëkk ga wéyal ko ba ci 3 millions Ousmane Tanor Dieng moom jàpp na ni fi mu toll nii tembe pare ne président Macky Sall mooy li gën ci Sénégal ndax mooy tax président Sall mën a yeggale li mu bëgg ni ay chantier yu mu sémb ci biir Sénégal ci
wet ga Seydou Gueye yore kàddu gouvernement bi moom nee na lii di opposition bi amati nan beneen défaite ci kanam président Macky Sall laas moom itam xëyee wàllu guni mel président Macky Sall moo démb jam ñaajom yëglekaay bi nee na la grande offensive de Macky Sall jóg na dal ci kaw opposition bu Sénégal gi yëglekaay bi nee na Macky Sall démb daanaka lu mu yëkkul gars yi da koo fàtte dem na ba leen di dànkaafu ci wax ñi nga xam ñu ngi koy wax jëmee ko ci magistrat yi Sénégal wax bopp tam xëyee wàllu guni mel yëglekaay bi nee na président Macky Sall kay dagg na aw yet teg naan opposition bi muut mbaa mu rëq seen digg yëglekaay bi ni fi ñu toll ni tembe li metti président Sall mooy kàddu yi Karim Wade barki dem ci bataaxal ak ku mel ni Cheikh Bamba Dièye dal ci kaw magistrat yi Karim Wade moom dal ci kaw Mamadou Badio Camara yàqal mel lim xëy dem ba naan sax Macky Sall moom Badio Camara mooy paaka bi rendil Macky Sall yëglekaay bi ni lii moo metti président Sall ba tax mu ni kenn du ko bàyyi muy jàllatim jox na sax yar bi ki nga xam moo di magistrat bi wala sax ki ndénk yoon ci Sénégal di kii nga xam Ismaïla Madior Fall ngir mu rëq ndigul opposition kenn ku ci wax lu ñaaw jëm ci lii di takk der yi wala sax àttekatu Sénégal yi source a yaa oustaz moom itam xëy na président Macky Sall démb wala mu doon def jam ñaajoom muy pooj yi waaye tamit yar bi mu tàgg tegal ko opposition bi jox ko Ismaïla Madior Fall yëglekaay gis na beneen mbir ca wàll ga nee na waaw président Macky Sall mi doon wax Sénégal naan rupture bonne gouvernance waaye itam sobriété la xew jam ñaajo démb ñaaw na lool ndax kenn desul ndax Macky dafa jaawalem parti APR ak état bu Sénégal yëglekaay bi ni fi ñu toll ni tembem ñëpp ñoo fa nekkoon li ko tàmbalee ci pencum ndaw réew mi Moustapha Niass ma nga foon ak gàngooram moom itam ma nga foon njiitu SAES ak gàngooram yëglekaay bi ni même PCA yi directeurs généraux yi kenn desul ñëpp a ñëwoon mel ni kon daal démb moom état Sénégal liggéeyul daram ñëpp ña nga woon ca parrainage u président Macky Sall bi nga xam te ne bi soxalul lu may parti APR ak waa coalition Benno Bokk Yaakaar maanaam politique yëglekaay bi ni ñaaw na lool ci réew mel ni Sénégal ci koo xam ne da ngaa waxoon rupture Dakar Times ya oustaz moom itam ñëw ci beneen mbir moom it ma ngay xamle naan réew mi ci wàllum mbay mi la xëy wax mu ni waa lu xew ndax ANACIM di météo dànkaafu woon na état wu Sénégal naan leen fi mu toll ni tembe de mbir yim nawet bi moom ren ndox mi du barim ci itam du teel noonu la kon lan moo tax état bi jëlut ay jëmtukaay matukaay yu wér péng dànkaafu balaa baykat yi sonn jur gi di loof bay dee ndax xiif yëglekaay bi xus ci wàllu guni mel ni daal waaw état moom dafa war di prévoir gouverner prévoir lañ ci wax kon lu tax prévoiruñ ko ak cuune lay nuróol ndax cuune mën ta weesu bàyyi ba jur gi dee ngay génn ak ndàmpaay di ko joxe bàyyi ba askanu xiif ngay yóbbu ab dund moo ne fekk na météo lépp di administration bu Sénégal waxoon nan président Sall ni ko ay pexe mënta ñàkk ngir nag wàllu gàttandu gàllankoor jëm ci askanu Sénégal yaa oustaz jërëjëf Modou Mbacke ñu sant la bu baax a baax gërëm la. gërëm naa la bu baax macha allah jërëjëf. jaarakallah Modou Mbacke la woon ci këru yëglekaay li ci gën a fees ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko professeur ñu nuyu la ziyaara la dalal la ci ndénkaane encore keroog amoon na solo macha allah sef gi neexoon ñu ne ñu seppali kon tey dañuy seppali ci li ñu indiloon keroog ñu bàyyi la nga nuyoo ak lan nga jàngat ci këru yëglekaay lan moo ci gën a fees. waaw oustaz ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu ñu ñu bokkal jotaay bi tamit di rafetlu bu baax jotaay bi itam njàngat gi moom du weesu jafe-jafe politique Afrique lay wax de façon générale avant ma wàcc ci Sénégal mooy type dirigeant yi ñuy tànn te loolu ñëpp ñoo ci bokk maase mooy réew yi il faut ñu xam ne tant que ñi ngi dem ci pays boo xam ne ñëpp dañuy jàpp ne mën nañoo diriger rek problème day daal di taxaw ndax buñ ne ñii ñooy jiitu mooy ñi gën a sell ñooy jiitu ñi gën a baax ñooy jiitu ñi gën a rafet jikko ñooy jiitu mais aussi ñi gën a am xam àq ñi ñuy jiite ñoom la ñu war a jiital ndax bu ñu nee politique mooy la ñu ne la gestion des affaires du peuple waaye man ci biir livre bi nee naa dafa changé dafa nekk la gestion de ses affaires par le peuple maanaam peuple bi ngay jëfandikoo di gérer say affaires li nga xam ne nag am na mooy xam nga wax na ko ci biir bari na ñoo xamante ne démb liggéey daanaka amul woon ndax politique bi loolu bu mu jaaxal nit ñi maanaam li intéressé gars yi weesuwut falu ak des fi Machiavel dans Le Prince dafay wax ne bokk na ci mandarga yi wane ne président bëgg naa faluwaat nay def lu ñëpp di gis maanaam nga defar tali ñëpp romb na yaa ko defar tey teg na ci ne intellectuel yi bu leen bàyyi xel trop parce que bariwuñu non seulement bariwuñu waaye liberté de pensée bi ñu am tax na loo leen mënti defal mën nañ dem ba ci biir duñ la voter moo tax ñoom it ci biir da ngay gis stratégie yo la ñu yor ku ci nekk bu demee bay jege si nga génnee benn way bu bees ñu lay way sa gars yi aussi
utiliser xaalis bu bari xoolal déjà fonds politique ni muy bari. Déjà on parle de près de 20 milliards pour la campagne présidentielle, ça pose un problème. Ça pose un problème pour nous le peuple, mais ça ne pose pas de problème pour ñoom ndax seen objectif c'est clair mooy faluwaat. Mais li gën a am solo mooy pour man bu ñu la jiitalee nga marqué sa empreinte ba boo demee ñu ne diw de moo fexe ba sàngam dañoon fi moo fexe ba nangam amoon ci réew mi loolu moo nekk way bi gën a rëy mais malheureusement ñi lay dar duñu la wax loolu. dañ lay gëm doo ne li am solo mooy gars yi yow lañ gëm yow yaa fiy faluwaat te it rafetlu ma njiitu réew aussi buy taxaw ci kanamu peuple bu mel ni Sénégal avec une culture particulière ci niñ jàppee kilifa nga taxaw di daal di fecc peut-être pour montrer à tes adversaires que gagné nga ba pare la décision peuple bi moo ko yor ndax démocratie dañ ne ça vient de démos mooy peuple et de kratia muy pouvoir kon souveraineté mooy liy fal ci peuple bi la nekk bu fekkee c'est le gouvernement du peuple kon il faudrait laisser le peuple la possibilité de s'exprimer nga bañ a nekk di fecc ne gagné nañ ko comme si dañoo nekk ñun ay automates yoo xam ne dañoo nekk ñu formaté ba pare buñ ne ñu aw leen fii rek ñu ñëpp ñu awandoo fii mel ni amuñu possibilité analyser ak yooyu loolu xaw naa ko cee ñaawlu tuuti d'accord jërëjëf professeur Amadou Thiam ñu sant ko bu baax gërëm ko Cheikhouna ñu nuyu la ziyaara la balu laa ci julli gi ñu bàyyee ko oui te la baal wax d'accord lan nga jàngat ci këru yëglekaay yi gannaaw sa nuyoo mu waxaat onge billahi mina shaytaani rajiim xam nga di kontaanaat beneen yoon teewaat ci émission bi di ndénkaane di nuyu ñu ma bokkal plateau bi di nuyu Sénégal aussi yi ñu seetaan par rapport ak revue de presse bi ma ci njëkk a retenir mooy ANACIM li mu wax par rapport ak gouverner c'est prévoir di ñaawlu situation bi nga xam te ne moom la béykat yi ak sàmmkat yi di dund man damay wax ne rek que ni état rôle am moom mooy que tey mu mettre ay systèmes yu favorable pour que béykat bi wala sàmm bi ci taw ak ci ñàkk taw mu mën di am lu muy bayee wala lu muy jëfandikoo parce que tey gis nañu réew yu bëri ci àdduna bi yaakaaruñ ci taw pour bay yaakaaruñ ci taw pour sàmm te yooyu ay système la yoo xamante ne état yi ñoom ñoo koy mettre en place te loolu dafa sooxe ci ñu réew yi loolu benn la beneen bi aussi wax na par rapport ak président Macky Sall mi fecc démb genre fa dem na pour man loolu c'est un faux débat pour man du débat boo xam ne war nañ ci attardé parce que fecc moom par rapport ak fii Afrique ñun xam nañ ni mag buy fekk wala njiit buy fecc ci Afrique du dara parce que boo xoolee par rapport ak xeet yu bëri ci biir Sénégal di nga gis ni sax dina am ay événement yoo xam ne buur bi dina jug fecc et tout ci biir Sénégal ci ay xeet ak yooyu noonu loolu moom pour man du problème du ay détails la mën nañ si bañ attardé beneen bi mooy par rapport ak Khalifa Sall bettul kenn ñun ñëpp xamoon nañ ni que ni Sénégal que ni kenn xaaruloon que ni Khalifa Sall aussi que ñu wàññil ko wala ñu libéré ko loolu moom man xaaruma ko woon ñun ñëpp xamoon nañ ni nii lay demee mais bettul kenn daal loolu daal mooy jàngat yoo xamante ni man def naa ko par rapport ak revue de presse. d'accord jërëjëf ñu sant ko gërëm ko Louise. waaw këru yëglekaay yeeg sa nuyoo. d'accord maa ngi nuyu ñëpp d'abord mais tamit di masawu les populations du nord éleveurs ak agriculteurs di wax ne tant encore ñëpp constaté nañ ne que l'État a encore échoué c'est-à-dire que bi ñuy camoufler ne famine amoon na fekk famine am na bu ñuy camoufler ne éleveurs yi am nañ problème ak seen jur bi pour dundal leen ñoom dañu ko weddi woon maintenant léegi lépp leer na ils ont rejoint les Sénégalais et c'est dommage bu fekkee ne dañoo ne gouverner c'est prévoir comme lu ko Cheikhouna waxee ñoom ils ont eu l'occasion de prévoir ils ont eu l'opportunité de prévoir ñi ñu fa teg pour ñu leen di saytu nañ jox nañ leen seen ay rapport malheureusement defuñu ko ba njombe am ñu bëgg a ñëw derrière donc pour dire que Sénégalais moom chaque fois il faut mu bàyyi ba affaire yi trop tard mu doog a réagir et c'est dommage beneen aspect bi mooy di massawu partisan wu Khalifa Sall yi di leen wax massa parce que ñu amoon yaakaar lañ même si nous autres gëmuñu woon ne mën nañu libérer Khalifa Sall gëmuñu woon ne mën nañu wàññi penam mais ñoom amoon nañu espoir parce que bëgg nañ seen candidat taxaw campagne jongante ba mën a jël dugg ci palais présidentiel bi malheureusement c'est pas fait am nañ déception ñu leen di masaw bu baax a baax di wax Sénégalais dañu moytu tamit verdict am ñeneen dugg ci kaso parce que c'est ce qui va se passer ils sont très frustrés ce qui fait que après dañuy indi ay injures indi ay comportements yoo xam ne ñoom ñi nga xam ne pour ne pas dire doomu baadoolo yi seen yoon nekku ci ñoo ciy dugg kaso ñoo ñu bàyyi xel ci bu baax ci loolu d'accord jërëjëf Louise ñu sant ko baax gërëm ko Adja Rokhaya Ndoye comme Demba Ngom maa ngi lay jox sant Cheikhouna bi Ngom Demba Ngom këru yëglekaay ak sa nuyoo waaw gannaaw bu ñu nuyuwaatee mbokk yi teewlu ndénkaane ci DTV yëpp yaa oustaz ñu lay ziyaaraat fi Louise daanele rek foofu la ñuy jële ndax mbirum Khalifa Sall tey ku nekk xam na ne yoon ñaari mbir la war a ñaari délibéré la ñuy xaar bu njëkk bi wadd na muy bu Khalifa Sall
léegi kon leer na ne moom Khalifa Sall exclure nañ ko mënatul a bokk ci présidentielle yi même si bu fekkee ne déposé na candidature am donc verdict boobu beneen ñu ngi koy xaar muy bu Karim Wade moom tamit ndax dana bokk am du bokk tey tamit Cour suprême dina ci daal di wax beneen ponk bi tamit mooy lu soxal wàllum jur gi ak nawet bi gis nañ ne fan yi nawet bi ndox ni nga xamante ne noonu la manqué si tabaski gi sax yaakaar naa ne ku am seetlu tuuti di nga gis ne xar yi ni ñu tolloon béykat yi yàggoon nañoo wax ne àll bi tooyul donc ndox amul kon tey yaakaar naa ak possibilité capacité yi Sénégal am war nañoo dépasser toog di xaar 3 mois de pluie pour mën a am ndox pour mën a dund nañu fàttali ne ñi ci kaw gi ci ndox mi la ñu yaakaar ci suuf si la ñu yaakaar pour dund kon tey war nañ leen a gën a jàppale ba yenn yu mel ni ñu bañ koo dund ñu ngi rumandaat famine am na wala amul insécurité alimentaire am na wala amul waaye yaakaar naa ne loolu yëpp ñu doon teg tànk di ko nëbb mu ngi commencé sulleeku ndax yaa xiif du doon loo xamante ne nii mën na nëbbu kon tey gouvernement bi war na jàppale ñi ci kaw gi donc ba yu mel nii daal ñu bañ ñu mën koo fàggandiku bu baax a baax. D'accord. jërëjëf soxna Rokhaya Ngom ñu sant ko gërëm ko jërëjëf Louise jërëjëf Cheikhouna jërëjëf professeur ñu sant leen gërëm leen ñu dem seetaani benn élément bu ñuy dugal ci sunu thème bi del siwaat incha allah régie. parent boo gis bu ne war na waxtaan ak doom lépp si àdduna amul na boo waaw mais na woddu parce que doom yow yaa koy jox cër mu delloo la ko koo respecté mu respecté la dégg doom ji lu mu luubu boo ko joxee cëram rek mu loolu la lay delloo waaw na ko defi sa àll ba moo xam yow la nga koy conseillé ko mu xam lan mooy àdduna bu demee def nag naka sutul noonu leneen lu weesoog li nga ko wax moom la engagé. parce que léegi sa doom boo ko juree am na fenn fooy toll foo xam ne war nga ko wax wan àdduna quoi di ko wax quoi di ko wan àdduna di ko naan ko nii nga war a defee wala di ñuy du waxtaan ak seeni doom moo waral affaire di am nii di am quoi tey xam nga tey boo doon waxtaan ak sa doom ku ko bëgg nax dina xam. mais avant parent bi di waxtaan ak doom moom mooy comportement boo xam ne mën nga bañ a sax waxtaan ak sa doom am na nooy comporté si kër gi rek xale bu ñu ñëwee loolu la ñuy gis bu ñu gisee loolu màggaale ak loolu bu ko defee fu ñu jëm dinañu bàyyi xel ne ah man mii de sam parent comportement bii ma nar a def nii moom amu ko waa comportement bii la am donc ba moom fépp fu mu jëm rek dina la sóoraale yow en tant que parent bu naree def dara rek dina am kersa pour def ko parce que parent wam yarewu ko loolu parent wam dundewul loolu ak papam moom ci biir kër yi. dëkk bi yàqu na nit ñu bon ñaa ngi fi fees si dell ay xale yu ndaw ngay gis ñu leen yóbbu di leen def yu bon dégg xale bi nag léegi boo demee ba def mu am benn âge bi nga def loolu si boppam bu dee jigéen xale bu jigéen bu ndaw bu góor tegee loxoom si poojam sax dina daw wax si la ko waaw du ragal xale doom da nga koy libéré quoi da nga koy libéré pas totalement mais da nga koy libéré si benn instant boo xam ne dafay mën a jàngali société bi waaw adduna bi lu fi baax man de gisuma ko. ñàkk waxtaan bi ni ngay ñëwee am sa doom ñëw rek boo ñëwee salaamaaleykum dugg sa ne toog xam nga ko sa doom du la ñeme xam nga tey jii boo ñëwoon nii tey jii nii di wax ak sa doom tey boo indi leen añ bi yow lii ak lii tey kër ga nu mu demee lii xam nga sa doom bu demee ba am njaaxle rek lu mu musul xam rek bu ñëwee si yow dina waxtaan ak yow ne papa kat wax nañ ma léegi lii ak lii boobaa nëbbu du am dara du am. jërë ngeen jëf waa régie ci élément boobu nga xam ne day wax ci thème bi dem ci mbedd mi dajeek waa dëkk bi laaj leen ci li ñuy waxtaanee muy éducation sexuelle ci sama mbokk yi nekk Saalum mel ne man mooy yar naka la ñuy yaree nit ki ci liy xew ci biir néeg pour ñu socialiser ko dama dégguli tubaab nag waaye tubaab bu ci soj rek yàlla na ko yàlla yërëm pour ñu wàccee ko ci société bi pour ñu xam ni
am na loo xam ne bu ñu ko tuddee ñun société bi ni ñu jàppee wàllu sëy néegu sëy ci biir néegu sëy rek la war a xewee fu dul néegu sëy waru faa xewee kon sunuy ndaw xale yi nga xam ne ñoo toll ci âge 4 ans jëm kaw nu ñu leen ci yaree ndax dañoo for ci weewu béy ñu ne ñu ngi ciy waxtaan pour nan la ñuy dugalee liy xew ci biir néegu sëy ci école yi pour jàngal ko xale yi yar leen ci former leen ci ak sax lu génn loolu nag ndax éducation pour tous moom ngóor jigéen ak lesbienne ak yëpp moom dugg na ci beneen côté ba léegi nag ndax am na luñ ciy jël ci loolu ak lu ñuy bàyyi yooyu yëpp la ñuy dajale ngir waxtaane ko Seexuna keroog ko talaata nekkoo fi woon te ñi fi nekk ñëpp talaata ñi ngi fi woon kon ci yow laay dooree tey nan nga jàngatee lii ñuy waxtaane éducation sexuelle des enfants maa ngi waxaat auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim par rapport ak thème bi li ma ci waxoon li ma ci wax démb rek moom laay gën a leeral parce que démb dama neewoon que ni éducation sexuelle gëwuma ko éducation laa gëm parce que yar dafay fekk ji nit ci dund tous les jours am éducation bi ñuy def ci yow daf lay fekk sa lépp daf lay fekk sa liggéeykaay daf lay fekk sa sexualité daf lay fekk si moment yu difficile yi da lay fekk ci lépp ci sa àdduna kon nit ki da nga ko war a préparer de telle sorte que lépp bu ko dikkalee rek dina moom peeg li nga xamante ni moom arme yi nga xamante ni moom la war a jëfandikoo pour défendre par rapport ak loolu mais dañu def benn seetlu que ni tey dafa am benn ñeneen ñu ñëw indil ñu leneen loo xamante ni par rapport ak ñoom li ñu gëm seen ay conviction ñu ñëw bëgguñu ko imposer te man dama jàpp ni xale dafa am loo xamante ni kiiraay la ci moom doomu aadama sax yàlla moom moo ko biddee noonu dafa am yu bëri yoo xam ne ni kiiraay lay doon ci moom mais selon âge bi ak selon étape bi da ngay gis ni kiiraay yi tënku woon dafay tënkeeku même su sans pour autant que sax nga bëgg ko léeg-léeg parce que di nga def remarque ni xale léeg-léeg magam dina ko wax benn affaire wala papam dina ko wax benn mbir du comprendre parce que âge bi mu toll da ko comprendre mais dana ba benn âge boo xamante ni situation bi day ñëw rek mu rappelé wu ni que ni man de sama papa lii la ma doon wax wala rek mu ne tiens mais kon lii la ñu bëggoon wax parce que dafa toll ci âge boo xamante ni loolu noonu tënk woon dafa toll ci âge bi loolu tënkee ko léegi su fekkente ni li nga xamante ni dafa am âge boo xam ne dafa war a tënku ci xale bi nga bëgg ko tënk ci âge boobu noonu yaa problème parce que tey dafa am loo xamante ni nit la yàlla bindee noonu da ngay nekk benn âge mu am yenn affaire am dafay lëndëm sa bopp tu te poses la question yaa ngi posé question bi nga xam doo ko mës a comprendre mais di nga am benn âge boobu soo fa tolloo rek loolu dafay ibbeeku rapidement sa kanam léegi est-ce que ñun dañu war a nangu que ni loolu nga xam ne dafa war a tënku ci xale bi on dit pas que ni xale bi duñ ko préparer mais si anam bii nga xamante ni moom lañ ko bëgg jël indi ko ci suñu ay doom ci yenn âge yi aussi dafay doon jafe-jafe moo tax ma ni man gëm-gëm bi ma ci am mooy que dëkk bu nekk suy avancer dafay avancer selon ay conviction am dafay avancer selon ay réalité te ñun suñu ay réalité ak suñu ay conviction dafa dëppoowul ak li nga xamante ne moom la ñuy bëgg indil très souvent di ko jëlee fenn di ko indi fenn di ko da nga jàpp ne daal xale bi dafa am lu ko war a ump ci liy xew ci néegu sëy ba mu toll fenn ba mu toll ci benn âge bi dafa am loo xam te ne daf ko war a ump dafa am loo xam ne kumpa la war doon ci moom ba mu toll ci benn âge bi tey xam nga tey aussi éducation sexuelle tey nga boole ñaar ñoo xamante ne parce que tey soo xoolee tey suñu école yi ni classe bi di demee dafa am ay góor am ay jigéen te soo seetloo góor ak jigéen ni ñuy appréhender ay mbir bokkul tey xam nga tey sa doom bu góor tey di nga am ñaari doom ñu nekk góor ak jigéen tey booy waxtaan ak ñoom ci benn mbir mi sax concerné wul keneen ki kenn ki ci nga ciy waxtaanal parce que tey je te donne un exemple xam nga tey sa doom bu góor xam nga quand on parle d'éducation sexuelle man damay def remarque ni Sénégal ci lu bëri suñu waxtaan dañuy fàtte góor ñi parce que tey gis nañ ni éducation sexuelle li nga xam te ne moom am sexualité tey ci biir Sénégal dafay dem ba benn instant parce que éducation du feeñ ci xale éducation ci mag lay feeñ te mu ngi day feeñ ci mag jeexital day feeñ ci mag parce que tey boo seetloo majeure partie mariage yi tey seen sexualité demeetul noonu tu vois que si biir mariage yi sexualité bi daf ciy joué parce que tey soo seetloo cause divorce yu bëri problème sexualité la si bokk da nga gis ni que ni jigéen nañu naan góor ñi seen seetu ñu ngi gis ni que ni góor dañuy am ay faiblesse sexuelle naa nga sax parce que lan parce que seen sexualité ci seen jeunesse dañ ko xaw a da ngay gis ni góor yi seen jeunesse dañuy masturbé wu da ngay gis ni jeunes yi seen biir jeunesse dañuy foowee jigéen dañuy jigéentu lu bëri da ngay gis jigéen ñi seen biir jeunesse dañuy nekk di def vagabondage sexuel xam ay multitude de góor ainsi de suite te loolu ñun suñu diine ak suñu ay culture buy éduquer ci sens boobu noonu lay éduquer mooy maanaam ne xale bu jigéen bi yemal ci li nga war a yem waroo xam góor yu bëri yow sa jëkkër nga war a yem yow waroo yem waroo da nga war a vierge sa heure mariage
suñu éducation ci base boobu noonu la tegu suñu éducation sexuelle mooy xale bi dañ ko yar si kër yow da nga war a téye sa bopp da nga war a téye sa bopp waroo xam góor lu dul da ngay dalaat voilà góor ki dañ koy yar ci sexuellement que ni yow dañ ko war a da nga war a yow téye préserver sa bopp parce que tey sooy fooyee sa sakara sooy def ni nangam sàngam boo demee ba jëm ay parce que boo demee ba kii yéen da nga am ay impuissance sexuelle insuffisance ñun suñu éducation sexuelle ci loolu la woon bu njëkk ñun loolu moo doon suñu ay base mag ñi ci yooyu ñoon orienté suñu doom yi mais léegi su fekkee dañu la indi leneen loo xam te ne da nga naan xale bi non mën nga dem sexuellement mais éviter am doom éviter jël ay maladies transmissibles éviter ba boo mënul éviter yooyu ba nga xam te ni am na beneen système boo xamante ne à côté tey boo demee ba dévierge wu am na beneen système boo xamante ni mën nañ ñëw indilaat la viergeté tout loolu leneen la loo xamante ne dëppawul ak ñun li ñu bëgg moo tax ma ne man tout le temps ba bëgg a yegg sax ci avortement médicalisé boo weesoo foofu yëpp que li ñu bëgg indil comme éducation sexuelle kenn du ko bañ quand on parle d'éducation parce que bu ñuy nax parce que du question de forme question de fond la sur la forme on peut être tous d'accord mais sur le fond contenu bi lan la ñun si sens boobu noonu dañuy waxee maanaam terme éducation boo ko déggee lu rafet la ñëpp dañ mooy emballage bi mais lan moo nekk ci biir c'est ça le problème débat bi foofu la débat bi nekkul que ni éducation sexuelle dañ koy bañ nañ ko nangu mais lan la kan moo ko ba pare aussi suñu doomi éducation sexuelle ci biir école yi kan moo ko war a yar gis nañ ni tey on voit des enseignants yoo xam te ne ñoom ñooy détourné xale yi ay pédophilie et tout y a tout un ensemble benn mbir la boo xamante ni dafa global léegi nag soo ko bëggee analyser si benn pàcc bi rek njunte dafay am parce que da ngay bàyyi ay points yoo xamante ni ay points intéressants yu essentiels yoo xamante ni doo ko saytu te dafay laaj ñu saytuwaat ko d'accord loolu mooy li nga xam te ne moom laa ski par rapport d'accord maa ngi ñëw ak yow léegi professeur dama ñëw rek ci Rokhaya dégg nga Seexuna li mu wax maanaam terme éducation boo ko déggee sexuelle éducation moom ko wax dañoo war a am éducation des bases nangam kon buñ ne éducation rek ñu bari dañoo bëgg baat boobu noonu la mais sexuelle léegi nag lan la lu ñuy yaree nu ñuy yaree ci wàllu gu mel noonu loolu lan nga ciy dolli sexuelle mooy kumpa bi mooy moo kumpa biñ ci dolli ndax éducation ñëpp xam nañ ko ne moom mooy yar donc ñu ne tey éducation sexuelle am na éducation yu bëri yu ñu waroon a collé yeneen mooy ñu waroon a collé ak éducation mais collé wuñ ko ak éducation comme Cheikh naa nu mu ko waxee léegi xale dafa am âge de la puberté lan moo tax kon ñu amal ko à l'âge de 4 ans 5 ans 6 ans bu ñu la jàngalee li nga xamante ne yow eggagul sa corps eggagul si développement boobu nga xamante ne war nga xam ndax ci puberté ci la wàllum sexualité commencé dugg ci bopp xale léegi ñu anticiper la ko avant boobu bala ngaa boo eggatee si puberté sax kumpa gi mu waroon a nekk dootu ko nekk léegi benn poñ mu ngi noonu beneen poñ bi mooy kan moo war a jàngale éducation sexuelle bu ñu demoon tey ba di ko jàngale pédophilie ñu ngi ci biir école yi lesbiennes yi ñu ngi ci biir école yi borom ñaari tur yi ñu ngi ci biir école yi ay professeurs ñooy violer seeni élèves ay maîtres ñoom ñooy sàkku seeni élèves ay élèves yu ndaw donc kon kan la est-ce que ki nga xamante ne moom lañ bu dañoon tey ba ñu waroon a jàngale ko kii war a jàngale préparé nañ ko si donc yooyu yëpp dafa nekk autant de questions yi nga xamante ne nii dañ ko war a du tëb rek ne éducation sexuelle nañ ko yóbbu ci école yi mais dafa am ay préalable yu mu laaj nan lañ ko war a jàngalee kan moo ko war a jàngale ci yenn condition lañ ko war a jàng ban âge lañ ko war a jàngale mais kii soog a judd am 4 ans nga bëgg koo boole maternelle mu dem ak moom ba université di ko jàng éducation sexuelle avant même yaramam di développé wu ci loolu te xam nga li olof naan xale lu mu gis daf koy bëgg a def nga jàngal ko à l'âge de 6 ans à l'âge de 10 ans kooku eggagul âge de puberté bu ko neexee mu dem foy te fekk na amaana eggagul fa yaakaar naa complication yi ñuy bañ naan dañuy bañ développé feebar am bu ñu ko commencé ni xale yi bu ñu ko jëfee feebar yi dina am bala ñoo egg ci âge bi nga xamante ne moom la ñu waroon a am pour mën ko def donc ma ñëwaat tamit ci responsabilité parents yi comme ni ñu ko waxee sànq ci élément bi nga xamante ne gis nañ ko di waxtaan yaakaar naa ne éducation sexuelle ci biir kër gi lañ ko war a gën a njëkk a jàngale laataa moo dem école ndax sa doom ci rek doxinam tooginam soloom loolu yëpp dañ ko war a jàngal xale ci biir kër laataa moo egg ci école ndax tey jii lii heurté mooy xale bu jigéen bu génn këram sol mini juppam def mu lantam bu seere génne mu ngi dem jàngi romb professeur kooku xam nga seen wax di ko charmer tey bu dara amee dañ naan professeur bee tooñ mais élève bee provoqué donc kooku préparé wuñ ko ci biir kër gi xale yu góor yi tamit pare li ñuy gis ci télé yi seeni moroomi xale yu góor ñu di ko gis ci film yi ñu leen di tegal bu ñu demee ñu yaakaar ne màgg nañu ñoom tamit loolu la ñuy jéem a jëfe ak seeni copines donc yaakaar na affaire bi bëri na ay
wàccaay yoo xamante ne war nañ ko laam waajal ak moom laataa ñu ko rek jëfe bu ñu dellu si waatee ci wàllum culture wàllum yar wàllum kersa kolewul ak ñun pour ñu teel ko dugal si biir école yi ndax loo gis lu nekk dafa am àppam man yaakaar naa ne foofu la ñu war a gën a xoole ndax éducation coranique mu ngi ci biir éducation religieuse mu ngi ci biir kon buñ ci naree teg tey éducation sexuelle ban éducation sexuelle lay doon ban école lay dem école franco-arabe bi dañ fay jàngale arabe dañ fay jàngale français est-ce que dañ koy dugal foofu daara yi éducation la dañuy jàngale diine est-ce que dañ koy dugal foofu donc yaakaar naa yu bëri yoo xamante ne ni ay làcc la yoo ñu war a xool ba pare laataa ñoo naan dañuy dugal éducation sexuelle. D'accord jërëjëf Rokhaya madame Ngom Amine ñu ngi koy sant di ko gërëm professeur Cheikhouna daf ma fàttali benn information dimanche 5 août 2018 ci message yi ñàkkul yéen ñi fi toog ñi yor orange jotoon ngeen ko yi ñuy faral di yónnee seen xibaar yi ñu ne 81 cas grossesse enregistré nañ ko Kaffrine ak li ko wër ci 2018 bi léegi loolu daf may dugal laaj bi ma lay bëgg a dugal yow bu ma lay bëgg a jox yow en tant que professeur jàngalekat léegi bu ñu jëlee loolu ci biir éducation sexuelle 81 cas ñan la ndax élèves yi la ci seen biir wala ña leen di jàngal la léegi bu dee ne ñi nga xam ne ñooy jàngale ñaareel lañ ci faral di tudd lu bari li muy am ci élèves yi ci seen biir lu néew la léegi kooku nga xam ne moo waroon a yar xale bi def ci moom luy tax mu jomba def naka sudul noonu muy def ak xale bi naka sudul noonu léegi kooku bu ñëwee ne éducation sexuelle ci ban éducation la koy jox ci wàllu sexuel ndax moom ci li ñu xam wala li mu joxoon xale bi ci li weesu naka sudul noonu la yow en tant que jàngalekat tey bu ñu indi woon programme éducation sexuelle comme niñ koy déggee ci France xale bu am 4 ans dara bu mu ko umpati dara lépp lu jëm ci loolu ci wàllu awra pour ñi xamul sexuel awra baatu arab la waaye olof buñ ko waxee dana xam awra lépp lu mu làmboo muy ku góor ak muy ku jigéen dara waratu ko ci ump yow su boobaa lan mooy doon sa taxawaay en tant que jàngalekat pour nga mën a jàngal say élèves lu mel noonu ñu la indil comme programme waaw oustaz loolu am na solo lool mais damay duggaat ci li Cheikhouna wax léegi nii ndax xam nga bu ñu nee 81 cas rek dañuy ñëw présenter ñu conséquence mbir mi daal ne lii de voici 81 cas de grossesse suñu enregistré ci telle région waaye njàngat gi daa waroon gën a yaatu loolu ndax Sénégal dañuy analyser duñu analyser le phénomène en tant que tel sax waaye dañuy analyser manifestation du phénomène grossesse yi dañoo bokk ci liy feeñal bàyyi bi nga bàyyi li nga moom benn la ci aspect yi ko feeñal képp rek ndax tey élèves yi ñoom de façon générale ñun sax ñuy obligé ñi ñuy teg ci buntu yi ñooy ñëw ba ci ki ñu ne demal nga changé ji dañuy dem ba àgg foofu noonu sax ne la yow demal nga changé ji sa coiffure bi ne yow dindi ko bu dee góor par exemple nga def davala ñu ne bu mu fi ñëwaat bu dee jigéen nga sol lu bari yoon suñu école interpellé naa ci ay jigéen yoo xam ne dañuy sol ay baa yoo xam ne jéggi na dayo te xam nga l'être humain avant moo nekk un être buy dund religion ak yooyu ñaar moo ko composé c'est un être de raison mais un être de passion et de plaisir aussi dafa am benn bindkat bu tudd Sigmund Freud doon développé psychanalyse moom nee na sax li mu gëm mooy l'être humain ñett moo ko composé li muy wooyee le ça le moi et le surmoi nee na le ça principe de plaisir la te mu ëpp doole sax ci nit nee na boo jëloon nit xelam muy psychisme 90% yëpp nee na ça la muy plaisir bon loolu analyse la ndax am nañu ko contre ci loolu waaye li mu bëgg wax mooy l'être humain bu am na xel waaye c'est un être de plaisir kon suñu bàyyee li nga xam ne mooy jigéen awraam doon lu sacré li tax diine di ko nëbbuloo yëpp ba mu des ci tënk yooyu parce que xam na effet bi muy def ci góor bi koy xool wax naa la keroog ñi doon def njàngat di wane le regard doole bi mu am ci attirance sexuelle mais malheureusement tey ñooñu koy wax di jigéen ñi non seulement dañuy précoce am jëmm ba pare di sol ay sol yoo xamante ne day fësal seen yenn partie corps yi ñëw toog ci kanam xam nga tey kawu jigéen nëbbootul lool jupe yi ñu sol kii wax na ko sànq day gàtt lool te njàngalekat bi d'habitude léegi boo xoolee ñi bari ay xale lañ entre 24 jëm 30 la ñuy am bu ñuy commencer donc ñooñu bu fekkee moralement également ils sont pas préparés parce que boo seetee bu ñu lay tànn jàngale dafa am étape bu am solo muy entretien bi mais malheureusement dañ koy boo xasee jàll étape écrite bi rek boobu dañ koy xaw a kii rek nga jàll ñëw dugg yàlla boo génnee bërëb bi nga doon wax keroog waa kay dafa xew mu ngoog waaw xam nga xëy di jàngale waa kay waaw tey maa ayee xaw ma waaw xam nga loolu day daal doy waar su boobaa nit kooku da nga koy may possibilité mu dund loolu noonu moo tax comme ni ko sawaay waxee rek nit pays bu nekk da nga am ay identité
da nga am ay mbir yoo moom yàlla moo bindee noonu mbir yi wax naa la Pascal ni mu waxee ne vérité en deçà des Pyrénées erreur au delà am na loo xam ne day doon vérité ci benn dëkk nga génn feneen foofu mel ni ñoom dunduñu loolu noonu mais Sénégal dañu am difficulté pour contenir loolu pour xam ne ñoom lii lañ moom lii moomuñu ko tey bu ñu bëggoon régler affaire éducation sexuelle bi nii ci jigéen ñi daal laay wax mënuñu ñàkk a insister ci seen sol yi y avait un professeur bu doon chroniqueur ci benn télé waxoon ne viol yi li koy waral mooy jigéen ñi ñoo koy sabab il a eu tous les problèmes du monde ndax association de femmes yi dañ ko porté woon plainte il n'a pas tort parce que quelque part ñun ñii ñëpp ay êtres humains lañ loo xam ne Freud dafa joxe benn exemple boo xam ne nga may ma joxe ko daf ne nit bu duggoon ci bus tey jàppando am benn soxna bu ñëw wéeru ko ndax kooku ci góor sañ naa taxaw ne dara du xew ci man nee na mënta ne ça veut dire que kon le ça dafa dépasser la raison comme plaisir dafa dépasser la raison moo taxoon mag ñi teg ay stratégie d'éducation pour bañ loolu am fu mu yegg léegi nag ci ndaw ñi nga wax moom li Cheikhouna éducation bu ñu leen indiloon programme bi yéen ci biir école yi waa kay bu ñu ko indiloon ci biir école yi dina jafe ndax déjà kii dafa posé ay question sax ku koy jàngale xanaa mu ñu dugal ko ci prof SVT yi parce que prof SVT yi ñu ngi koy jàngale ñi ngi jàngale méthode contraceptive ñi ngi jàngale abstinence ñi ngi koy jàngal xale yi généralement ci SVT lii kan la ñuy tànn pour mu jàngal ko su koy jàngal yan baat la ñuy utiliser ndax dañ ciy aw directement ci baat yi buñ ko waxee ci tubaab ndax dañ leen koy leeral leen saa ci olof bu fekkee xamuñu ko ça veut dire que notre société le président tonton bañ ko laajee ne ko ndax homosexualité mën na dugg fii mu ne notre société n'est pas encore prête man je trouve que éducation sexuelle à bas âge Sénégal nañ bàyyi parents yi ñoom ci boppam ñu sensibiliser leen étape bu xale bi toll parce que xel dafa am évolution ni ko Cheikh na waxee étape bu nit toll ñu leeral jàngal la lañ la war a jàngal continuer waat et puis un autre élément important mooy famille bi di jëmbat ci yow ñoom li ñu xam dafa am solo ñu naan la suñu famille day gis nga nit ñu gisee ni amul kenn ku fi mës a jaar ba lii dal ko suñu famille nangam xawma looy dugg ak loolu waaye na nga leer na nangam di la ko fàttali ndax def ci yow jom ak jomb mu ngoog jomb googu bu xasee dugg ci xale bi rek fu mu ne dina tiit ne gis nga lii moom bu la dalee na la leer mooy ray nañ la ndax xawma nangam loolu famille duñ pardonné nangam effectivement loolu aussi c'est très important ñu koy jëmbat ci xale bi loolu bu ñu ko dee def mën na permettre kooku mu xam fi mu bokk ba même bu ubbeekoo tamit muy bàyyi xel ne am na loo xam ne suñu famille duñu ko mës a nangu mu doon jomb ci moom du ko def d'accord Louise dinaay faral di wax benn baat ngaa du waru nootee ñepp ngaa oui waru nootee ñepp bu ñepp jotee dëgg la maanaam am na fooy tollu ngaa waaye est-ce que bu ñepp jotee da nga war a wéy di ngaa non non ndax dañoo war a nangu rek lépp lu ñëw rek ñu jël ko di ko wéer nag ci léeg-léeg moomuñu suñu bopp dañ ñoo yilif rawatina suñ bàjjen jële di France lu ñu wax ñu ne non nangam ndax waruñoo am yoo xam ne nii nag dañ ciy dellu téye ko bañ mu rëcc ñu ndax ñamu rëcc ñëpp ñu ngi koy réccu tey exactement c'est-à-dire que waruñu ne xoolal fii rek ñu xool fii ñoo war a sañ a bañ sax nag ñoo war a sañ a bañ parce que duñu colonie France ba léegi on est un pays souverain donc duñu war a sañ a bañ du lépp lu ñu dugal rek ñu war cee dugg wala du lépp lu ñu wañ suñu loxo ne def leen ko dañ ci war a def waaw di wax ñi seetaan teel nañu ubbi téléphone bi ndax tey la ñuy tënk képp ku ci bëgg a participer rek mën nga woote heure boo ñëwee rek ñu jël la incha allah nga baal nga wéyal donc damay rejoindre Cheikhouna ak Rokhaya il est impossible que ñu jàngal suñu xale yi dès le primaire wala dès fin au préscolaire sexualité lu Rokhaya wax rek lu nekk dafa am app dama lay jox ñaari dëkk muy Sénégal ak Maroc nu ñuy gérer seen pour dire que état lu mu bëgg régler da koy régler donc échoué bu ñuy wax sax mën nañu ko jubbanti ni ñu gérer seen sexualité bi dans le cadre général regarde boo ñëwee Sénégal xale bu jigéen bu biir bon c'est un accident il y a pas de problème ay mbokkam dinañ juste mais amul problème quoi on évolue nga dem Maroc xale bu jigéen bu amul jëkkër bu demee ci hôpital bu biiree ay daan day tagg ci kawam kaso sax mën na cee dugg muy góor bi muy jigéen bi donc ñooñu même bu ñu koy def sax ñu ngi ci nëbbatu bu extraordinaire sax boo parce que boo demee ci maternité bi war a commencer suivre ce programme de grossesse ak sage-femme dinañ la laaj an sa certificat de mariage am ñooñu rek xaw nañu régler problème boobu du fa ñàkk ñoo xam ne dinañ di rëccale mais du bëri pour dire que am nañ sanction yu métti yoo xam ne teg nañ ko ci kaw ndaw yi ba nga xam ne dinañ am lu ñu jombal seen bopp ba ci hôtel yi sax am na système mu protégé exactement ba du hôtel ku nekkay ñëw rek ñu jël la exactement loolu mooy doole bu nguur mën a teg ci population parce que quoi qu'on puisse dire mooy buur loolu nag dafay am ay dëkk yoo xam ne bu valeur yi di wàcc jikko yi di changer état moo war a am rigueur boobu malheureusement Sénégal
dafa am laisser aller. beneen aspect bi mooy je me rappelle man sama bi may nekk adolescente sama papa dafa mënoon dànkaafu te xam au minimum 10 parents yoo xam ne noonu la ñu meloon donc c'est-à-dire que xale bi à 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans même 18 ans dañu la doon defal sa bopp que ne yow bés boo pertre sa ndaw booy dugg ci kër gi ma koy xam ci sa doxin est-ce que comprendre nga li ma lay wax. bés booy dugg ci kër gi voilà yow boo doxee rek xam naa ko xam naa ne yow mi tey def nga dara. wala di la dànkaaf sama kër moom fii moom ku fi biir dama lay dóor ba nga avorté man sama papa terme yooyu la amoon. donc c'est-à-dire que am nañ instrumentalisé bu ñuy instrumentalisé xale bi ba nga xam ne xam na sexualité. xam na fu mu koy yóbbu mais ragal na ndax xale nag dafa war ragal waajuram. ragal du dans tous les sens mais war na am loo xam ne dina ne lii de su ma ko defee sama papa ak sama yaay moom tey du baax. maanaam ragal gi mooy wekk. exactement exactement léegi ñi ngi dem ba ci manuel scolaire yi sax. dafa basique c'est-à-dire que livre xale sax nga mën ca def góor ak jigéen di leen jàngal lu ñuy sëyee parce que quand même loolu tamit c'est très bas quand même. da ngay xool bu ngay nekk yow fii ñun ñëpp toog bu ñu nekk adolescent amoon na ay genre livre ay Harlequin ay affaires yoo xam ne ay livre la da nga koy dem louer marché 100 francs mais da ngay lakkatu ba bëgg dee yow boo xewee sax 3 heures du matin nga koy xool. et tu avais quel âge 18 ans. léegi fekkee ne xale bu am nekk primaire am 7 ans 8 ans. ci manuel scolaire am na sexualité am na waxuñ c'est pas seulement écrit mais c'est imagé dañ koy jël ay image def ci xale bi def góor def jigéen def ñaari sexe yi wax na la war a duggee na la war a génnee lan la mën a jàngal xale bi lan la mën a avancer loo xale bi à cet âge là est-ce que on est en train de promouvoir xale yi ñuy commencer sexualité dès le primaire parce que man noonu laa ko jàppee sexualité à l'école primaire sexualité chez les enfants parce que waxuñu sexualité chez les adolescents sexualité chez les enfants ça voudrait dire que on permet aux enfants de s'exercer au sexe c'est exactement ça et loolu mënuñu jëmale kanam mënuñu jëf loolu jëf ju baax ñëpp xam nañ ne même adolescent yow boo commencé foofu taat rek ñu baal ma rek yow si sa jàng sax yu bëri mi ngi commencé wàññeeku pour dire que nu sexe amee doole ci xale ça c'est naturel yow boo commencé am gel wala am far rek niveau bi nga amoon ci école commencé na wàcc duggal ci classe yëpp. dans les écoles bu farantu duggee ci biir classe yi rek. sérieux bi wàññeeku na bu baax. jàng bi wàññe ne concentration bi wàññeeku na mais tamit cër si mag wàññeeku na. parce que da ngay def sa bopp ne xam nga lu mag yi xam donc lu juste pour dire que amul benn bénéfice. amul benn bénéfice man je pense que lu ñu war a def mooy xaar ba app bi jot ñu jàngal leen ko. parce que lu nekk dafa am heure lu nekk dafa am moment bu ñu koy jàngale. lu Roxaya doon wax sànq c'est pas pour rien que ñu wax âge de la puberté xale yi dañu précoce maintenant oui mais ay primaire mais je pense que xale man ba 15 ans 16 ans waruñu ko sax wax sexualité. mais dañuy wax ne boo leen ko jàngalul ñu dem ci internet bi fekk ko télé yi ñu ngi koy wane balaa càkkoon nga jàngal leen ko balaa ñoo dem ci internet bi. mais boo leen ko jàngalee à bas âge la leen di njëriñ au contraire da leen di defloo safaan wi. mais pour ñu mën a jël seen i matuwaay xam nga waxuñu dañ leen koy jàngaloon pour ñu koy defee mais pour ñu mën a jël seen i matuwaay. mais c'est inciter à le faire en fait. mais Oustaz. d'accord ma ñëw ak Cheikhouna waaw. Oustaz man gëwuma ne sexualité dañ ko war a jàngale. xam nga tey waaw ci laa bëggoon a ñëw ak yow. question la nga jëlaale ko ci école. ma jox la Cheikhouna appareil sexuel. wala appareil génital. Cheikhouna ñu jàngale ko. Cheikhouna sama question bi moom ngay développé noonu dama la koy joxaale. mooy. ndax loo xam ne la nit ki moom moo koy xamal boppam wala dañ ko koy jàngal. mooy yóbbaale li ngay mën naa la laaj benn affaire démb dama ko cof ci sama wax. dama ne doomu aadama yàlla daf ko bind ay mala. mala suy dem di def acte sexuel benn intention la ciy am benn jubluwaay la ciy am mooy procréer am doom. ndaxte mara amul envie. bu jigéen bi mooy déclencher chaleur bu góor bi ñëw pour féconder ko. yàlla may doomu aadama mu mën a am ay envie ci kaw ndaw si buy nekk si moment d'ovulation ak bu dul moment d'ovulation mu am ay envie mën ko assouvir loolu xam nga lan lay jëriñ lan lay joxe foofu mala instinct la ko yàlla may. mais yàlla dafa may ni doomu aadama instinct ba pare may ko xel. may ko xol muy am ay sensation di am ay pulsion di am ay yëg-yëg. yooyu nag mu am yu koy contrôler mu am yoo xam te ni doomu aadama dañ koy préparer ba yooyu yëpp mën di ko contrôler mais lu jiitu loolu. sexualité suñu maam Adama ak Awa kenn jàngalu leen ko.
yàlla waxul ne dama sàkk ci yéen ay jigéen dafa ne dama sàkk ci yéen ay jabar kon but bi jabar la sëy la mais sëy boobu noonu kenn jàngalu leen ko dafa am loo xam te ne nit ki dama la ne dafa am loo xam ne dafay tënku dafa am ci ay étapes yooyu doomu aadama yi toll di dem di progresser yooyu noonu di tinkeeku ci moom di ibbeeku ci moom gis nga tey soo jëloon fii ñaari xale bu góor ak bu jigéen nga tëj leen fii def fi lekk def fi lekk xale day juddu instinctivement kenn jàngalu ko naam day yu ibbeeku la ci moom kenn jàngalu ko leen gis nga dafa tam loo xam ne bu njëkk même suñu mag yi seen forme jàngale même ba ci tubaab yi dañ koy wane ñu wane xale bi étape dafa may étape de progression buñ doon ñëw daara lu ñu naan def dañ lay jàngal jàngum gumba ku nekk te nekk mu ngi mel ni jardin boo ñëwee xale da ngay fekk ñuy way rek parce que étape boobu lañ toll loo ko wax da koy capté mais dana ba benn instant dañ koy commencé di ko sax parce que âge am foofu na mu ngi commencé ràññeeku mu dem ba benn instant ñu commencé di ko firil mu dem ba benn instant mu commencé jàng ba pare jàng ñu ne dafa war dem jàng xam-xam est-ce que dafay ñëw xam day ñëw daara ñu ne ko dañ ko war a jàngal xam-xam lépp dafa may étape loolu nag ci lépp dafa am xale bi nekkul ni que ni sexualité nañu koy jàngal tey est-ce que xale bi tey dafa war a am 18 ans mu am benn maturité sexuelle déedéet même dañu gis ay mag ay ñoo xam ne seen pendant 40 ans de mariage 50 ans de mariage seen maturité sexuelle ba léegi ñu ngi découvrir ay mbir sexuellement di avancé parce que àdduna lépp dafay évoluer nit ki da ngay nekk di nit ki ba àdduna lu tukki ba keroog muy sàngoo suuf dafay jàng boppam dafay am ay mbir yoo xam ne dafay ibbeeku ci kanam ci sexualité am ci léppam léegi si koo xamante ne tey jigéen dafay sëy xale mënoo koo jàngal sexualité jàngal ba yenn mbir yi mu comprendre ko mënoo ko comprendre parce que yéen ñaari si choses yoo xam ne c'est le vécu loolu dund la ñu ñuy jàngale du ay parce que ay sensation la ay yëg-yëg la yëg-yëg yi nag kii ni mu koy yëgee ak man ni mu koy keneen kenn ni mu koy yëgee du benn léegi soo bëggee dajale yëg-yëg bu ñëpp def ko benn dajale ko ci benn manuscrit jox ko benn xale boobu noonu day dem di jéem a découvrir yi yëg-yëg bi kii war a am bi kii te moom du ko ci mës a am loolu nag mooy danger wu jàngal xale loo xamante ni moom état am tollu gu ci parce que loolu tey boo seetloo moo indi tey vagabondage sexuel bi nekk si biir dëkk bi seetlu bu baax li ma lay léegi nit ñi jeune fille dañu nekk dañu vicieux léegi dañuy dem jëm découvrir lu nekk lu ñu gis rek jàng ko ñu dem jëm ko découvrir dañuy nekk jeune fille am 18 ans 10 ans 20 ans gis nañ jàng nañ lu nekk dem nañ génn xool gëstu ji lu nekk léegi ñu ñëw bañ am benn instant benn jëkkër bu ñu amee benn jëkkër loolu noonu fekk na multitude de góor dem nañ ku nekk xam nañ ci moom bu ñuy après pour satisfaire ko dafay jafe yëpp c'est des choses yoo xamante ne wala sax ñoom ci seen biir gis nañ fi kaaw yenn quartier yi bëgguñu koo tudd ay jigéen ñu dajaloo ci seen biir di def yëfu dama ne yooyu moom la yëpp si ay découverte la bokk parce que tey nga ñëw ñu jàngal la benn affaire na la dina sax yóbbu après nga dem di ko jéem a gëstu ji parce que tey nit ki ay awra yu ñuy jaay jàngal la nan nga koy jëfandikoo buñ la jàngalee menuisier pour lan la bu ñu la jàngalee menuisier pour lan la pour nga jëfandikoo ko li ñu lay jàngal c'est parce que pour après nga def expérience jëfandikoo ngay théorie pour nga pratiquer est-ce que âge boobu noonu tey moo tax ma ne man tey ñun parents yi bu njëkk parents yi dafa am rôle bu ñu doon jouer te tey parents yi joué tuñ ko parce que amatuñu jot parce que dama koy yàgg man chaque jour sama débat dama koy xaar nit ñi dañuy wax que dama contre jigéen dama nang sax du question de dama contre parce que man dama am gëm-gëm bu ma am conviction bi ma am ba am ko mooy que tey jigéen moom moo yor wàllu yar ci biir kër te jigéen bi su fekkente ne moom toogatul dafay ut benn relais dafay dem jël ji benn nit boo xamante ne du tey sexuellement xale yu góor yu bëri ñu ngi si biir kër yi seen jànq yi lañ yàqoo li may wax san ñu bëri may san Sénégal xam nañu tey rôle bi ci yaay ji lay parce que dafa am loo xamante ne yaay bi moom la war moo démissionné fal keneen ku matul place am tey loolu noonu nag léegi nag su fekkente ne la nature a horreur du vide su fekkente ne ñun parents yi defatuñu dara ci suñu doom yi dina am leneen wala kenn ku ñëw indi leneen def ko ci suñu doom yi tey dafa jot tey dafa war a dellu suñu delluwaat si suñu ay valeur xam nga valeur mooy la mooy gis nga tey nit gis nga tey am na ñaari xale yoo xam te ne ñoom dañuy dem jàng ji école jàng ji même chose mais suñu génnee fii toog génn récréation wala génn heure pause mag bu leen romb xam ne xale yi éducation différenciée leen utal na leen li nekk ci ñoom utal na leen da ngay fekk ay xale yu nekk même classe jàngandoo 6e dem ba terminal bokk même classe bu ñu toogee fi waxtaan léegi nga xam ne xale bi yar nañ ko kii yaruñu ko dafa am loo xam te ne c'est des valeurs du question de parce que nit ki li ngay def ci moom mooy tax mu xiif war a sàcc du sàcc moom mooy tax mu góor ñëw ci moom mu tëjoog moom sax bi ci néeg mu am valeur yu ñu def ci moom wax boobu noonu di retentir si boppam di dellu soit ci boppam parce que nit gis nga éducation dafa am ay jeexital yu doy waar yu muy def ci doomu aadama parce que nit dañ koy préparer te nit ni ñu koy jegee di ko préparer moom mooy valeur yi ngay def ci moom mooy jom mooy fulla mooy fayda et tout tey bu njëkk nit da nga daan am sa doom am lu mu jomm parce que lan parce que ci biir kër gi am na ay baat yoo xam ne mu ngi koy dégg parce que éducation dafa am loo xam ne daf ci am solo mu am lu am importance éducation intimidation daf ci bokk xale am lu muy ragal xale am lu muy tiit xale am lu muy jomm mais tey amatul
amatul parce que tey ci biir kër gi sax da ngay gis ne parents yi communauté parce que communication dafa bëri ay forme sànq waa ji wax na ko communication aussi nekkul ni rek wax ak sa doom am na yow sa biir kër sax yow di nga am na borom kër am na ko yàlla bindee loo xam te ne mënul wax mais tey am na benn cousine wala am na benn bàjjan boo xam te ne nangam sàngam des fois da ngay gis loo xam ne sa doom jaaruwul sax tey man mënu ma ko wax ma ñëw gis Louise ne ko mais man dama constaté li ak sama doom parce que éducation ay bëri ay forme yi bokk na ci yow ki yar daa war a bëri bagage voilà bokk na ci yow comportement bi nga war a amee est-ce que comportement yow en tant que parent bi nga xam te ne moom nga war a amee parce que tey man dama koy chaque jour dama koy faral di wax au passage may remercier sama papa bu baax man damay wax ni man sama papa raar na man ma gis ko bu dóor doomam bizarrement mais tey su ma génnee si mbedd mi ma dégg génn su ma dajal mu ne ma yow sa papa lii sa papa lii di nga am loxo dañoo même boo ko bëggee def sax di nga ko jomb da nga koy ragal parce que da ngay jaw tu te dis que tey yow lii parce que éducation dafa am loo xam te ni yow modèle sa waajur dafa war a nekk modèle ci doom mais tey xale yi amatuñu repère amatuñu modèle d'accord xam nga yooyu dafa bëri te tey suñu mag yi bëri na ay jigéen yu fi jaar ñu nekk ay modèle tey jàngale te ñu wane beneen modèle lañ leen indil tegal leen ko moo tax tey li am yëpp am d'accord macha allah am na solo tey moom xam naa bu ma la joxee turu Oustaz Cheikhouna dana mat jox la turu Serigne Cheikhouna dana mat tey moom macha allah da nga tibbee fu sori fu xóot am na solo lool waa régie nag ñu ngi yor xeer yi di ñu ne moto Oustaz gi waaye tey dama lay jox titre boobu macha allah tey moom da ngaa firi aaye te làkkoo arab am na solo lool waa régie téléphone bi moom dafa kiiwul wala bu kii rek ngeen kii ko ñu ngi kii dafa kiiwul waaw kon d'accord kon Facebook ba lu fa xew rek après ngeen wax ñu ko kon ñu ngi jéggalu téléphone yi dafa am jafe-jafe moo tax waat ak yow ba tey rek ci biir waxtaan wi la yenn yi di génnee ci ay question bu dee niñ ko bëggee wala niñ koy xalaatee defee nañ ko noonu est-ce que kon sëy dana amati Sénégal maanaam takk bu dee xale bi mu amee yenn âge lañ ko jàngal liñ la jàngal pour nga jëfe ko la théorie après pour nga pratiquer léegi xale bi ñu jàngal la mbirum sexualité tey xale ni muy fonctionner li mu gis lay def exemple na DTV wane benn làmbu nga teg ay xale ci salle bi fii ñu toog seetaan làmbu ji tas nga génn seetaan xale yi ci mbedd mi kenn du jël bal di football ñoom ñëpp dañuy bëre lu tax xale yi nii di bëre heure bii nii te footballuñ télé bi liñ doon seetaan li ñu gis DTV wane benn direct Sénégal di football xale yi toog ci salle bi di ko seetaan match bi jeex nga génn ci mbedd mi seetaan xale yi kenn du futteeku di bëre même buñ amul bal danañ jël sagar takk ko di football lan moo tax xale yi di football nii dañoo seetaan ci télé bi ñuy football pour won la ne xale li mu gis lay def c'est sûr tey bu nu jàngalee xale yi lu jëm ci mbirum sexualité même buñ ko deful public en privé dinañ ko def exemple ñun ñëpp jaar nañ ci xale yu ndaw da ngay gis kuy tux rek mu neex la ñemewoo jëndi cigarette di tux xale bu toll ci 10 ans da ngay dem sàcc jël benn journal dagg ko raab làqatu di tux lan moo tax mooy gis nga benn Maxtaar Sarr di tux neex na la ni muy xëccee ni muy sànnee sa xët si loolu neex la nga bëgg koo toppandoo kon bu ñu jëlee lu mel noonu dugal ko ci biir école bi jàngal ko xale yi góor ak jigéen nañuy àndee ba xale yi xam ko léegi xale yi bu ñu demee di ko pratiquer tamit jàngal nañ leen ne nan ngeen di def pour mucc ci nangam yeneen ak yeneen mais li taxoon góor dem di uti jigéen lu mu doon ndax loolu du dem ba raaf ba nga xam ne léegi kenn dootul soxlaati di takki soxna ndax liñ doon doyee soxna xam nga ko kenn du soxlaati di am borom kër ndax liñ doon doyee borom kër xam nga ko fi muy yóbbu nit ñi fan lay doon bu boobaa buñ ko dugalee ci école yi waaw loolu pour dëggal ko sax Oustaz dafa am ay psychiatre espagnol yu defoon ay recherche ci ay xale tamit wax loolu ne nit ñi dañoo wax ne seen rapport bi nacemos con una gran capacidad de copiar ne nit ki dafa juddu ak capacité bu rëy boo xam ne day copier daal incluso el niño de 2 años puede copiar lo que se ve en la télévision mu ne même xale bi am ñaari at sax li muy gis ci télé bi mën na ko copier mooy pour dëggal li nga doon wax ñun temps xale bu ñu daan seetaan kii film yi am ay pistolet yi ñuy tiré dañuy dem ñu daal defar forme carton di ko defanteeg yooyu noonu ay rechanteur rek mu ngoog waaw di fooyee loolu noonu parce que nit dafa amaale capacité boo xam ne day copier très vite day adapté wu aussi ci situation très vite gisoon nañ fi benn mbër bu ñu dóoroon fii teppeeku
bi ñu xëyee ñëpp daal di taf seen fii même si boobu ay mag ñoo ko def par passion mais je veux dire que xale yi tamit ñoom noonu la ji raisonné léegi yow danger bi am mooy sëy kumpa xam nga ko sëy li gën a rëy ci sëy gi mooy ñu may la soxna boo xam ne tey musul xam góor du góor ki ñu indil ko soxna boo xam ne musul xam góor mu doon taw féex ci moom loolu mooy tax sëy sax loolu mooy def valeur bi ak charme bi mais bu demee ba loolu deñ tey danger bi mu ñuy yóbbee mooy vidéo bi nga ma envoyé woon président France bi mu ne xale yi quels sont ceux d'entre vous dont les parents ont divorcé gis nga ñu yëkkati loxo ni ñu toll ñu bari te ñooñu ay xale lañ ça veut dire que ñooñu màggaguñ c'est-à-dire seen parents yi ont divorcé très tôt ndax lan parce que kumpa bi daan faire le charme ci couple bi day deñ parce que sexualité dafa am valeur bu rëy bi muy joué ci couple léegi danger bi muy am nag mooy xale yi dañuy am liberté te warakuñ woon àgg mooy dañuy jël tey koo xam ne ràññeegul ñu ñëw jox ko doole goo xam ne ka ràññee moo ko waroon def léegi est-ce que xale bi am na possibilité wu maîtriser passion ba ne mënuma koo exprimer mënut a nekk ndax xel miy dékku passion ba tax nga xam ne lii waruma moom amagu ko donc lan moo fii sës rek mooy dem découvrir lan moo fii sës mooy dem di pratiquer moo tax kii comme ni mu la ko waxee xale yi lu ñu gis fi mu toll nii sëy gars yi dañoo dépassé comme sëy direct mais léegi yan yu bees la ñuy utiliser nan la ñuy def yeneen yoo xam ne dañuy gis gars yi di ko jëf moo tax il faut que sénégalais mooy la ma la waxoon bu ñu doon jàngale sax éducation sexuelle les religieux ne doivent pas être exclus parce que bu ñu nee éducation c'est ce qui forme l'être humain il y a l'instruction muy xam-xam bi et la formation muy tàggat gi ñaar yooyu bu ñu leen boolee mënuñ ci génnee un religieux mënuñ ci génnee un sociologue mënuñ ci génnee le sénégalais lambda sax de façon générale moo tax tey man gis naa ne loolu buñ ko introduire fii dañuy dellu ca ña tubaab ya mel mooy ñu devenir des êtres totalement libres yoo xam ne seen sexualité nu leen neex lañ koy mënee ku ñu bëgg a séqal séq ak moom gis nga le président posé na leen benn question sax ne leen quels sont ceux d'entre vous dont les parents sont de même sexe c'est grave gis nga xale bi dana ko Macron loolu la waaw gis nga ko jigéen ko ku noir ki dana ko dafa tiit ça veut dire que yaa ngi faire découvrir à l'enfant yu mu xamul maanaam firil la sama mbokk Saalum Saalum yi xamul wax jooju waa kay ba mu ne la kan ci yéen la moo am ay waajur yoo xam ne maanaam yow damay juddoo sa parent ñu divorcé mu dem wut keneen koo xam ne ñoom ñaar ñoo bokk sexe maanaam góor ak góor wala sëy ak góor wala jigéen sëy ak jigéen waaw ba mu ko waxee xale bi dana tiit léegi beneen xale bi ne mais on le voit que la télévision gis nga loolu la ko wax mu ne ko gis nañ ko ci télé bi waa kay waaw on l'a vu que la télévision léegi loolu bu amee qu'est-ce que ça fu mu ñu yóbbu ñun Sénégal nag mooy ñu dem ba may xale yi liberté te loolu ci classe lañ toogoon ci classe lañ toog di ko wax ça veut dire que loolu bu demee ba jëmbatu Sénégal nag mooy àgg foo xam ne dañuy yëg si foo xam ne ku nekk ma ko wax na leen ko ci biir nee na j'ai le droit man ma am doom fu ma neex j'ai le droit ma mëne sama sexualité nu ma neexee ce qui fait que Sénégal on va tendre vers ça maanaam xale bi nga xam ne loolu dégg na ko ne waa kay loolu man keneen ne ko non pourtant lu mën a nekk la ndax gis nañ ko maanaam baatu gis nañ ko mooy dégg nañ ko mooy jàngal nañ ñu ko mooy pourtant école jàngaloon nañu lu mel noonu kon nekkatul lu gaar maanaam dañuy toogee naan yàlla ñu yàlla musal ci borom ñaari tur yi sax su boobaa dootul garaawadi ci sa dégg ndax jàngal nañ la ko nga xam ne loolu du daal nga ne kon loolu garaawalatul ak yooyu am na benn téere bu Sëñ Tuubaa tuddee Fatul Manam nee na ci biir di ngeen dem jamono joo xam ne képp koo joxoñ ne ko li ngay def baaxul daf naan la xanaa gisoo kee loolu mooy danger fësal lu bon fësal lu bon soo koy def du man rek ko koy def waa kay ki nekk ci lu bon danaan kon man fii moom yeggaguma fi kon moom day jàpp ne fa mu ne sax garaawul kon jëmmi bàyyi ja sax dañ cay dañ moo tax il faut que ñu mën ci un combat ferme ba li ñu tubaab bi di indil ñun tamit on est des êtres de raison autonomes capable de discerner ñuy segg comme li Louis wax léegi dañuy segg daal ne lii moom conformul ak suñu culture wala boog c'est pas le moment lu tax président quand on lui a demandé poser la question sur la sexualité loolu la tontoon def ne notre société n'est pas encore prête même pour l'éducation sexuelle aussi à bas âge suñu société pareegul maintenant mën nañ trouver ay mécanismes à la maison voilà moom mu ngi koy waajal waaw loolu sax gis nga question boobu sax gis nga radical sax ci tontu d'accord léegi li Louis wax léegi ndax ñaari programme mën nañoo ànd muy programme mu jàngal la mbirum sexualité ak li nga war a jàng ci ay programme yi ñuy jàngale ci école bi ndax sexualité diisul diis goo xam ne su ñëwee lépp lu mu fa fekkoon daf koy effacer loolu rek des fa comme ni ko Louis waxee léegi wax na dëgg ndax kiy jàng dafa am ñaari mbir yi lay tere xaalis ak mbiru sexualité googu ndax nit bu bëggee xaalis gis nga xale buy liggéey ci vacances sax bu demee ba école ubbiwaat sax am na ni muy demee xel mi day nekkaat ci xaalis ba sexualité dafa bari doole le psychanalyste boobu di Freud nee na 90% lay occupé ci xel téeméer boo jël nee na juróom-ñeent fukk yëpp affaire passion rek la ak affaire plaisir même bu dee critiqué nañ ko moom kon ça veut dire que nit bu ñu mayee xale bi possibilité boobu kay muy exposé nañ suñu bopp foo xam ne xale yi moom kon c'est-à-dire que diine bi sax nañ ñëw ci aspect diine bi mooy njaaloo ak danger bi mu ne ci réew day dem ba doon lu ñàkk fayda c'est-à-dire dañ dem ba duñ ko garaawalati que nit am far sax séq ak moom dara dañ naan garaawatul ak yooyu noonu c'est normal voilà te loolu lu ko wane mooy dafa am un blocage ci sa culture nga xam ne
s'ouvrir parfois excessivement c'est se perdre da ngay réer booy ubbeeku sax nga amaale foo yam nga ne ah lii moom suñu société xamaguñu ko dañuy fexe ba Sénégal ñu bloqué wu foofu noonu ñu bañ koo imposer mais gis nga bu ñu nooyee tubaab bi fi ñu bëgg a yóbbu mooy dem ba gëmloo ñu ne Sénégal mi ngeen di woowee pays musulman dem leen fa jeunes yi fu leen neex la ñuy séexee ndax Macron benn instant loolu la wax xale bi def ne ko man j'ai plusieurs enfants vous pouvez avoir plusieurs enfants avec c'est pas un problème daal ne ko man ki ma takk nii j'ai décidé de ne plus avoir d'enfants avec gis nga loolu fi muy yóbbu une liberté excessive boo xam ne bu ñu fa yeggee rek te toute liberté excessive tue sax la liberté des autres moo tax il va falloir ñu vigilant ci après il va falloir aussi ñu am des mesures contraignantes gis nga xale nee nañ sax am na ñu ma liiroon ñu doon wax ne xale boo koy yar sax dóor bi lu tax mu am solo Sénégalais yi dañoo juum foofu abal ma fil bi ma dóor xale fil duñ ko dóoree xale nee nañ utiliser loo xam ne du ko gaañ du metti waaye boo koy dóor dee koy waxaale bu gan ñëwatee bu ko ñaan xaalis bu gan ñëwatee dee ko baamtu wala nga naan ko xale du sàgganu xale du bàyyi cëram muy génn nee na loolu nga koy wax noonu te dóor bi saful noonu muy bari dóor bi day ubbi loolu di dugal waa kay nee na bu tëddee guddi day xalaataat li nga koy wax naan ko xale du def nangam day ñëwaat ci bopp bi ba tax na bul nekk di ko dóor rek te waxoo ko dara daaw dañ koy tere nee nañ bul def mukk loolu même xale bu sàgganoo sax bàyyi ay cëram da nga naan ko jigéen du sàgganu jigéen du toog du sàgganu di ko jël loo xam ne bu mu metti nga mun ko ci dóor lu yàgg naan ko jigéen du sàgganu fa demal toog fële nee nañ bu tëddee guddi rek te ay expert ñoo ko wax day ñëwaat ci bopp bi muy pour wax la mag ñi ci seen système boobu noonu dañ daan jël gattax wala benn bant bu fënax boo xam ne leer na ne ni mu toll ci rëyaay mais buñ la koy fëgg muy tas wallaay buñ la ko dóoree mu tas nga daw ñu ne man tegoon naa dëgër na sax mu toj sa bopp bi wallaay nga ne i sama papa kon damaa naroon a rey comme li nga wax noonu dañ koy booleeg nangam yow dañoo bëgg a indil gàcce ci kër gi ñun dañoo xam nangam say maam ba ci say baay nangam xamuñ ko woon nga ne sama papa kat man lim ma wax nii suñu maam effectivement loolu day des ci sa bopp bi pour dëggalal la loolu loolu rek moo tax tubaab naan qui aime bien rek châtie bien d'accord ni ñuy châtier noonu nag bu mu doon comme ni Sénégal yi def jël lu metti dóor nit ba mu dagg taxul ñu yokk comme ni ko kilifa gi waxee mën nga yaree noo xam ne yow da nga koy utiliser comme une stratégie coercitive boo xam ne da ngay contraindre xale bi rek à ce que mu yaru mais buy dóor daal nee nañ bu mu metti te dee koy wax li nga bëgg mu bàyyi ko xel d'accord éducation daal ñaar dana ak fu ñaar la forme de choisir ak d'intimidation d'accord ñaar yi mooy éducation mooy yu fondamental si éducation xale d'accord Rokhaya tey bu ñu jógee comme éducation sexuelle la ñuy wax des enfants mais xale mooy màgg ma jël seen morom yi rawatina génération caapa ñaama bi ngeen bokk mais dañuy gis léegi ci société bi lu doy waar mooy xale yi bu njëkk bii xew nii comme yi ñuy wane léegi ci tableau yi ñu koy publicité préservatif fagaru fu ma jëm maa ngi ànd ak sama nangam man booy maa ngi jël samay matuwaay bi yooyu amagul jigéen da daan ragal a jox boppam góor ndax ëmb kersa góor it daan ragal ànd ak jigéen ndax ñu ne déw mi yaa ko ëmbal ñu baal ñu ci kàddu gi am na looy daw nekkul diine mais ci côté société bi culture ñu ne la yaa def nangam wala nangam lañ la def nga koy daw léegi nag ñu ñëw ne la hey bu njëkk da nga daan mbëkk sa bopp yi nàcc te kaay sol casque mbëkk ñenn ñi léegi li tax ñu ñeme wàllu jox seen bopp góor naan loolu laa koy téye bëgg naa ko te su ma ko joxul sama bopp mu seeti keneen mooy yiñ leen yombalal léegi yooyu est-ce que war nañ cee basé wu dindi ngor dindi jom dindi diine ba léegi ragalatoo mooy yàlla lan moo tax mooy pilule sur lendemain kaay nga ñëw jëfandikoo say préservatif rëcc na la fagaroo léegi kaay ñu indi la looy naan boo paree dara du xew léegi ñuy dem ba yegg ci ne non avortement médicalisé dafa war a am léegi foofu nga xam ne moom lañ togg yooyu noonu li est-ce que du dem ba jural nit ñi ñu woyafal li nga xam ne moom mooy njaaloo ba dootul réyati ci seen bopp rawatina seen génération ñu dem ba ne jàkka jàngo ku waaye lu waaye neex nodd nañ ma baal si ni ma koy misaale mais téléphone dafa baax waaw ñu wuyu ki ci ligne bi waaw ñu baal ma salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah waaw ñu ngi ziyaara ku baax ñu ngi leen di ziar bu baax a baax ndar laay wootee ndar waa ñu ngi ziyaara waa ndar yëpp waaw bu doon sama sago nag ma lecture bi d'accord waaw ñun dañuy gis ne gouvernement bu Sénégal bu jegee dogal ni dafay jàngale wàllu sexualité souvent dañuy am yu bëri yu nga xamee ne dañu ci tiit dañu ci ragal parce que ñun ay waajur lañu ndongo dara ci école yi te suñuy doom yi jigéen ñi nekk l'école baat ñoom nga xam ne kenn xamu leen
ñun ñee jàngal suñu doom xamuñu fu ñu leen yare xamuñu fu ñu dëkk xamuñu fu ñu juddoo xamuñu lan lañu gëm xamuñu yan penchant sexuel la ñuy am. kon gouvernement bu Sénégal bu ne dafay jàngal xale yi sexualité war nañu xool naka la ñuy jàngalee sexualité boobu. bu dee ab jàngoro dafa nekk ci askan. fa ñuy balee xam-xam la ñu koy faje d'accord nañ ci gëm nañu loolu. waaye loolu war ko jàngale ku nekk dafa ko war a jàngale. boo xoolee au niveau de la deuxième république en France bi ñuy créer école pour nga doon jàngalekat bi war mën a jàngale ci l'école yi dañ la daan former pendant 17 ans formation wu 17 ans nga daan am pour mën a jàngale ci biir école. ñu koy wàññi di ko wàññi di ko wàññi ba léegi. man dama gis ne. gouvernement bu Sénégal bu fekkee dafa bëgg jàngale sexualité. nañu xool yan béréb la ñu koy jàngale. ndax ñun dañu am ay cosaan yoo xam daan jàngale sexualité. sunu cosaan yi ñun fii ci dara dañ daan jël bàjjen yi lañ daan jël jox leen xale yi. xale bu jigéen bu tolloo ci gis baax yaayam daf koy yebal ci kër bàjjenam. woo bàjjenam ni ko kat xale bi kat dina baax dañ ko war a nag léegi xamal wàllu sexualité. mu solo ngoon ba jekk génn. dafa mel ni dafa dàgg mi ngi tudd lu am solo keroog junjoon nañ ko mooy bàjjen yi am na loo xam ne yaay leen na am kersa pour wax kook doom ndax am yu muy rus waaye nag bàjjen mooy dem ne la kaay toogal fii nag toll nga fii di la bàyyiloo xel lu bari mel na ne loolu la doon leeral ñu koy jaajëfal bu mënee mën na duggaat téléphone bi kon jag na ku bëgg a woote mën nga bokk defe naa sama laaj bi leer na sa bopp leer na nañ oustaz xam nga léegi li nga tudd mooy planification familiale mooy préservatif mooy pilule du lendemain mooy yeneen yi nga xamante ne sax am na ñu ngi koy jaay mu indiwaat affaire yi boo demee ba perdre sa virginité avant loolu sax bala ngay dem boo demee ba perdre sa virginité mën nga dem jëndiwaat beneen produit boo xamante ne dina ñëwaat comme si rien n'était donc loolu yëpp dafay ne en fait du kaay leen bon waaye yoonu mbon a ngi nii. kaay leen bon la kay. kaay leen bon waaye yoonu noodu kaay leen bon sax parce que am na ñoo xamante ne yar gi ñu def si ñoom ba tey loolu yëpp bu ñu ko tegoon seen kanam sax duñ ko gis. waaye daal yoon waa ngi nii. xam nga nit tey jii man ak samay moroomu xale yu jigéen am na si ñun ñoo xamante ne waxuma la sax oustaz sëy mais nañuy génn naay génn ak junior li keneen di génn ak junior. fit peut-être que ni fit bi keneen ki am mu mel ni auditeur bi ñëwaat na. téléspectateur bi ñëwaat na sëñ bi ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi leen di fay. ñu lay dalal jàmm ci ndénkaane. alhamdulilah ci jàmm ñoo leen di nuyu bu baax ci wëti. tur beeg fooy woote. man la Lawson Mohamed Lawson maa ngi woote si Kambaaw. ay ñu ngi lay ziar loo xam ci thème bi. gëj nañ la dégg ma ne gëj nañ la dégg. maa ngi gëj na leen dégg. bisimilah tey woote na gëj naa leen dégg te namoon naa leen trop. ñoo la raw. alhamdulilah na leen def waay. ñu ngi sant bu baax. naka maa ngi suivre débat bi mais vraiment. tey de moom dama leen sant sax sama Louise moom ni mu développé tey moom. macha allah tey moom. mu ak sëñ kii nu mu tudd professeur bi ak ñu toog ñoom Rokhaya. Cheikhouna voilà Cheikhouna moom. professeur Amadou Thiam Rokhaya Ngom c'est le grand défenseur. loolu la. waaye man de li ba gën wax tuuti rek. li ngeen taale ba fu mu toll nii pratiquement vous avez tout dit daal. vraiment ku daan déglu vraiment kontaan na daal. lenn daal li ma bëggoon ajouté mooy gis nga li ma ci xaw a jaaxal rek mooy loi boobu nekk France bu ñuy wax loi Mariana Schiappa boobu. mu éducation sexuelle boobu te ñu ko bëgg a andi fii au Sénégal. bon pas ñu dañ ko bëgg a andi mais ñu ngi koy wax foofu bëgg a moo ñëw Sénégal. léegi en France gis nga France ci boppam. yenn parents d'élèves dafa bañ tax ñu ci bëre dañu ko bañ. ñenn ñi sax ñu ne nañ yokk ubbi école privée yi. bay interpeller sa imam yi nañ ne ci imam mi wax. donc bu France jaaxle noonu te ñun Sénégal ñu am suñu valeur. ñun xaw ma fu ñuy jëm dañuy war nañ gën a mën a jaaxle aussi. donc deuxièmement li ma ci gën a étonné aussi mooy bu ñu ne xale de 4 ans ba 15 ans. xale bi mu war a am ay attouchement yu mel noonu.
ba finalement sax yow si doo mën a ci condamné doo mën a porter plainte yu mel noonu bon France la ñuy wax mais fii Sénégal léegi bu loolu amee ñu continuer fii ak 10 ans nos enfants là finalement on va dire éducation sexuelle pour tous et finalement homosexualité ñëw leneen ñëw. exactement donc loolu gis naa kii soxna lui di ko di expliquer lu mel noonu. mais leneen aussi am na man gis naa français ci boppam. français ci tubaab andi ay doom fii Sénégal mu ngi ci école fii ci école sénégalaise fii. pour que ñu éduquer ko fii au Sénégal mu mën a dellu en France. bi ma ko man en personnellement ko laaj mais pourquoi mu ne ma au Sénégal vous avez une bonne éducation une bonne valeur moi j'aimerais mon enfant ait cette base là avant de retourner en France. donc ñun on a ce problème ñun fii boo waxee xale sax ñu coow. ñu ne nii waroo ko def te alors que ñu on a des valeurs tubaab bu demee ba yëg loolu te ci kenn du moom kese tubaab bu demee ba yëg loolu nga xam ne ñun am na lu ñu am. donc dañ cee war a téye dañ cee war a jàpp. dëgg la man daal côté boobu laay xam ne leneen li moom vraiment vous avez tout di daal. macha allah vraiment namoon naa leen bu baax. yow it namoon nañ ko jërëjëf. waaw vraiment di leerlu bu baax ci tabaski bi ñu jógee nii de njëkk bu baax a baax. jërëjëf mais sama maire bi ñëwul de maire Thiané moom tey. non moom dafa xaw a fër. waaw mbaa du tabaski boobu gën a sonal fan yii. waaw xar mee koy soog di jàpp nag. d'accord kay. jërëjëf ñu sant ko baax gërëm ko. waaw kay incha allah jërëjëf. Sénégal réew rawukaay. rawalekaay bu demee nag ba ña doon rawale seen doom di leen indi fii nii ñu mel ne ñoom musiba am na. te loolu mu wax ne moom la tubaab bi def. moom la sénégalais yu bari yu nekk bitim réew di def. ku fa am doom da nga koy jël rawale ko ndax bëggoo sa doom di yaroo foofu. ndax société ya na mu mel. léegi nag bu ñu demee nag ba nga xam ne fii lañ doon rawee si foofu bëgg a mel ne fañ doon rawalee day xaw a doy waar roqee. fu nit di mucce ndax bu doomu tubaab sañee taxaw am 4 ans 5 ans 6 ans ne papa waxoo dëgg yaay waxoo dëgg nga bëgg faa bàyyi sa doom. ñu bëgg a jël éducation boobu jox dugal ko sa doom kon fan la nit di mucce si li ma doon ñëw sax mooy maag samay morom. ñi nga xamante ne sax duggaguñ si néegu sëy mais léegi génn bi ñuy génn sax moo raw néegu sëy ndax léegi da ngay génn ak nit mu ne la pour nga won nga ma ne yow bëgg nga ma daal maag yow faaw ñu egg fenn fi. léegi yow bu dee sa bopp dafa nooy. ñu jël ki ci ligne balaa mooy yegg fenn. allo oui. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi lay fay. ñoo ngi siyaare. yàlla na ko yàlla nangu. ñu déglu suñu xalaat ci débat bi. waaw bisimilah ñu ngi lay déglu. moo di li ñu gis mooy Sénégal léegi. boo xoolee situation bi 75% yi gën a dañu ak jigéen. mu des 25%. 25% yi 10% yi mag lañu waaye duñu wax dëgg ko ne duñu wax jigéen dëgg ndax lu ñu bëggal koo bëgg sa alalam doo ko wax dëgg. mu des 15%. 15% yi pour ñu régler 85% du yomb. ndaw soo si comparé Maroc ak Sénégal du yomb ci noonu mu ko waxee Sénégal ndax yi moo ci am centaine. mu des 10% yoo xay ñu ngi si jigéen ñi ak gone ya. mu des 15% yoo xay ñu ne ndax àddina li ko daan doxal mooy doole gën a ak xelu mag. ba léegi doole yi cër xel gën a wóor ci kon nan lay jëriñoo ci xelu mag. ndax léegi dafa mel ni wërsëg gi dafa ëpp ci gone yi ak jigéen ñi ba tax ñu nit ñi déglu wax xelu mag te xelu mag lu mu àndi jëfi gone la doxu mu def sori. ñu ngi woon ñu barke loolu ci wax ji rek ci kanam. d'accord jërëjëf ñu sant ko gërëm ko waa Roxaya. jàpp nga ne daal pour nga fësalal ki nga nekkal bëgg nga ko faaw nga jox ko sa bopp. mu ngoog léegi nag loolu léegi yow bu fekkee ne oustaz préparé wuñ la woon sa kër ba ngay génn bu fekkee yow defuñu sa bopp ne yow war ngaa jomb dara. bu fekkee ne yow defuñu sa bopp ne sa xeet ba nga juddoo ba tey gisoo kenn ku ëmb dugal si biir kër gi. bu fekkee ne yow waxuñu la woon ne doomu nit ku baax nii la war a def nii la def nga ne waaw moom laa bëgg. ñu daal di ànd pour ma joon kon firndeel ne ko dama koo bëgg te sëy amagu si biir ñu nekk ci léegi nga am xarit boo xamante ne danaan la man maa ngi ci man gis naa ko ñaar seen waxtaan laa dugg ndax comme que ñun dañoo nekk ay xarit dañuy toog di waxtaanante ci sunu biir bu ñu toogee ku nekk da ngay wax li nga xamante ni moom am genre débat yi dañ koy teg kenn ki mu ne ko man de léegi damaa def planification familiale te ñun ñëpp ñoo bokk classe nekk CEM te amagul jëkkër te amagul ñun ñëpp kenn amagu si jëkkër mu ne ko léegi booy génn ak nit pour nga téye ko il faut que ngeen def si loolu te dara du la si fekk boo defee planification familiale doo fay wala nga dem uti préservatif dañ la koy may ñaari fanweer la jar pharmacie ñu koy wax nii ñuy toog ñu koy sañ nga ko mu ne waa man loolu laay def waaye amuma ci benn inconvénient
si moment bi nga xamante ne CEM la ñu nekk eggaguñu pour dem defi ji lycée wala bay dem defi ji université donc affaire bi dañ ko teel a dugal ci sunu bopp xale yi laataa ñoo dugg ci néegu sëy tey ji nag boo yokkee ci xar mi karaw mooy ñu jàngale ko avant ñu dem nga am 4 ans te fii dañoo taam d'abord sax ci âge boobu laay bëgg a ñëwaat Sénégal bu ñuy dugal école xale primaire 7 ans lay nekk bu nekkee ne école publique la 7 ans lay dugg léegi 4 ans yi mu daan nekk ci alxuraan jardin yi ci la xale bi di nekk garderie yi ci la xale bi nekk ak sànq tamit li nga doon junj sànq ne kii yar xale bi ci kër gi man ak samay morom ñu bari sëyetuñu ci ay këru famille ay appartement la ñuy am sunu doom am nunu ban nunu moo ñu yaral sunu doom bu nunu bi xëyee def si xale bi li nga xamante ne moom mooy jikkoom est-ce que kooku yar nañ ko yar bu baax mu am 3 ans mu ñëwaat si boppam kon ban doom la ñu am xale boobu yaay ji dootul wax lu dugg si boppam ndax li ñu koy jàngal moo koy doy lu ñu koy jàngal ci école ba mën na koo jëfe ci mbedd mi laataa moo dellu siwaat ci biir kër gi donc kon ba tey damay gis naa fi leneen beneen ñàkk respect mën nay judd ci xale yi waaw mooy comme li Louise wax léegi ci ginnaaw léegi xale bi xam na lu way juram nekkee jeex na mooy li doon nekk kumpa ci xale bi mu ump ko léegi yaayam ak papaam jaral na ko sax guddi pour dañ kumpay xale muy jéemal luñ ñutu yaayam ak papaam loolu ñu leen di jàngal ndax loolu ñoom ñu ci nekk ñu ceem nekk ñu ci te léegi te xale yi léegi amatuñu 15 ans pour génn léegi xale yu am 10 ans ngay gis ñooy bëggante xale yu am 11 ans ñoom ñoo cay nekk te ñoom liñ naan dañuy boole acte ak parole beeg acte bi lañu li ñuy wax loolu la ñuy jëfe donc yooyu tamit dafay nekk li nga xamante ne nii waajur yi war nañ ci bàyyi xel d'accord war nañ ci gën a bàyyiwaat xel ci xale yi ni nga xamante ne noonu la ñuy taxe lépp rek ma delloo si waat ko si jigéen ñi tamit comme ni ko Cheikh naa waxee woon sànq ñun ñoo war a yar waaye ki nga xam waajur bi nga xamante ne si appartement am la dëkk comme ni mu ko waxee sànq nunoom la am mu xëy 6 heures du matin génn këram bala mu faa duggaat 20 heures xale bi nan la yendoo xamu ko école ba lan lañ ko fa jàngal lijjantiwu ko xam nga lan lay am sax amaana sax bala muy dem ci école xale ba pour xool lañ ko fa jàngal bulletin de note moo génn wala parfois sax du ñu dem yóbbu ji bulletin de note bi waaw am na ku ñëw ñu jël ko salaamaaleykum waaw salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah dama bëggoon a participer ci émission bi. waa yaa ngi ci biir ñëpp a ngi lay dégg. waaw ndax damaa seetlu ne état Sénégal dañoo bëgg a indi loo xam ne ñun xamuñu ko. ndaxte fii ci réew mi am na lu bari lu ñu war a rek jàngale nii. ndax boo ñëwee jëlee xale yi war nañoo jàng seen diine. xamuñu ko. jàng ji sax olof sax mënuñu koo làkk mënuñoo def dara. kon lii prioritaire ñu jéem a jàngale yooyu moo gën ñuy jàngale ay éducation sexuelle. moo gën daal moo gën ñuy jàngaloo loo xam ne ñun xamuñu ko te loo xam ne waa kër gi rek parents yi rek suñu parents yi rek war nañ ko mën a jàngale li gën daal mooy ñu jàngale suñu diine ak suñu aada daal moo gën d'accord merci waaye jërëjëf ma ñëw ak Louise est-ce que bu demee ba li ñuy wax noonu ñëw nga gis ne xale yi léegi carrément ñu ngi leen di jàngal mbirum sexualité ci âge boobu noonu la lan moo war a doon taxawaayu parents yi ndax dañuy accompagner seeni doom di waxtaan chaque jour wala dañ leen a war a ronqi génne leen ci école yi ba keroog loolu ñu koy génnee ci école bi. man su loolu excès ci système éducatif Sénégal sama doom dina ut beneen programme bu dul programme sénégalais. jàngi leneen c'est-à-dire que d'abord parents yi waruñu ko nangu. naa la wax ñaari aspect France homosexualité dafa banal léegi. sexualité dafa banal léegi. ñu ngi ci beneen aspect muy transgenre góor bi dem ba mu neex ko mu nekk jigéen jigéen bi dem ba mu neex ko mu nekk góor c'est-à-dire que ils sont à un niveau hyper élevé. Sénégal loolu programme la bu ñu bëgg mondialisé. exactement voilà exactement donc loolu yëpp ñu ngi koy inculquer xale yi parce que banal na ci ñoom c'est pas le cas chez nous. banal na ci ñenn ci français yi. waaw mais. ci li ñu bëgg woon d'une manière d'accord mais xam nga banal na ci ñenn français yi. ba fekk dirigeant c'est-à-dire que man quand su may xool ci benn dëkk. si dirigeant moom laay xool. parce que dirigeant en France c'est très banal pour moom. là il l'a déclaré à plusieurs reprises. benn aspect bi mooy fii Sénégal bu ñu xasee ba programme boobu bu ñu xoolee ba programme boobu dugg fi xale yi dañuy xam sexualité. même su ko parents yi nanguwul. parent bu la neex mën nga tey sa doom xëy dañuy xam sexualité bu ñu xamee sexualité du nekk ci kumpa si ñoom dañ koy tegee ne c'est plus important xam nañ ko ba pare léegi rek dinañ gëstu tamit léegi si homosexualité oui moo programme bi c'est sûr kii la rek chaîne la rek
c'est logique la boo xam ne dañ koy suivre bu ñu xamee ba xam sexualité lii la nekk góor ak jigéen la ni ma la koy firilee pour ne buñ jëlee étape bi dañuy jàll beneen étape c'est très simple kii tuux am na koo xam ne nii xeeb na cigarette léegi nag moom cigarette nekkatul dara ci moom day seeti yàmbaa bi après mu xool cocaïne après mu xool leneen après muy drogue yu gën a élevé exactement donc c'est-à-dire que homosexualité bi benn buntu la rek bu ndaw boo xam ne bu ñu xoolee ba mu ubbeeku ñoom bay dal suñu kaw xamuñu ko d'accord Seexuna laaj bi ma laaj Louise laaj après mën nga dolli leneen loo ci commentaire mais yow bu demoon sa doom nekk ci école bi mu dem ba programme boobu noonu tàbbi Sénégal maanaam gouvernement Sénégal nangu pour ñuy jàngale ci école yi mbirum sexualité lan mooy doon sa taxawaay yow en tant que parent ndax da ngay dëkkee di wax ak say doom wala da ngay téye say doom ba keroog programme boobu di fa jóg Louise li mu wax que ni benn forme la boo xamante ni forme de communication tey bu fekkente ni tey loolu ñoo na dugg te parents yi accepté wuñ ko mais parents yi mën nañ téye seen doom yi loolu aussi benn façon la mais Louise dafa wax léegi benn wax bu am solo mu ne nga tey li ñuy wan ci yenn réewu tubaab yi ak réalité bi du benn gis nga dëkk tubaab yi am na ay conservateur tey boo ko doon def micro trottoir lu bëri ci français yi duñ ko nangu xam nga lan mooy suñu problème des fois ñuy gouverner dëkk yi ñoom ñuy indi ay mbir imposer ko population bi ba pare di commencer di def ay campagne de sensibilisation pour que population bi ko accepte mais boo duggoon France tey am na ay famille yoo xam ne ay famille conservateur France xam nga tey am loo xam ne capitale la ay biir Paris yooyu noonu mais tey nga dem si yenn dëkk yi ay Toulouse ak yenn dëkk yi y a des familles conservateurs ba léegi yenn dëkk yi xam nga tey sàmm seen culture et Cheikhouna pour jox la benn exemple tey ma jox benn exemple man am naa benn raq bu nekk Toulouse dëkk la yoo xam ne dañuy faj ci ay ren dañuy mocc duñu la ko wan ci chaîne yi duñu la ko wan ci télé yi de parce que waaw parce que sont ay concert bëgguñu loolu feeñ parce que xamul tax parce que ñoom ñu ngi ñuy jéem a dindi ci valeur yooyu noonu ci gëm-gëm yooyu noonu buñ ñu wanee ne que ñoom ñu ngi ci ñun dañ ciy gën a sax te bëgg nañ ñoom li ñu bëgg ñu gis rek la ñuy gis mais tey am na ay chaînes yu bëri yoo xam ne ay chaînes conservateurs yoo xam ne bëri yoo xam ne si biir dëkk tubaab bi soo fa duggee ñun li ñuy dund la ñuy dund li ñu gëm moom la ñu gëm am na ci dëkk tubaab am na ci loolu benn la pour firndeel ko sax da ngay gis rek léeg-léeg benn tubaab bu def benn vidéo ci lu mel noonu dénoncé yu bëri na c'est que li ñu bëgg woon mooy que ñun am na ñoo xam ne tubaab yi ne dëkk tubaab am nañ ci lu baax la ñuy soxla te loolu du dëgg du beneen mooy que tey saa wax na wax bu am solo ci religieux yi ne lañ leen écarté man pour man religieux yi écarté woon ñoom ñoo écarté seen bopp parce que doole bi ñu am médias yi amuñu ko de religieux yi rek ñooy woote ci benn place ay millions de personnes ñoo fekk mais dafa jot tey ñoom ñu fekk ñu Sénégalais yi. gis nga ñu fekk si ki ci ligne bi balaa dem ah. salaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. salaamaaleykum Oustaz Makhtar. waaw. maa ngi nuyu waa plateau bi. ñu ngi lay fay. waaw di la wax nag na nga bàyyi Louise tey Louise bëratul tubaab. non Louise moom tey moom sama plateau bi macha allah. ñëpp dañoo wax na wax bi yëpp tey. sénégalaise la tey sénégalaise la. tey Casamance la dellu. vraiment. daa dellu Casamance wax ji yëpp wax na ko. wax na ko tey moom Oustaz Makhtar na nga ko bàyyi. non tey Casamance la dellu tey moom waaw de toute façon yow dañuy jokkoo de temps en temps si WhatsApp. waaw sama xarit WhatsApp nga saa yu ma jaaxlee yow laay posé question. wax nga dëgg. waaw wax nga dëgg. mais tey daal dama duggoon c'est très rare que ma dugg ci émission. mais Louise daal vraiment tey étonné na ma parce que moom fii mu génne foofu lay génne. macha allah. voilà parce que comme da nga koy wax tubaab. non tey Casamance la dellu tey moom daa dellu fa mu jóge woon. ah d'accord. jërëjëf yàlla na leen yàlla gën a jàppale. amiin yaa rabbal aalamiin amiin jërëjëf waaw xaw naa xàmme baat bi dafa mel nii. ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaara waaw Cheikhouna. xam nga tey. religieux yi waaw religieux dañuy ñëw tout le temps vers saa yi ñu wootee ñu ñëw. mais tey dafa jot tey ñoom ñu ñëw vers les Sénégal. parce que mbir su amee àdduna dafay évoluer soo seetloo benn forme de communication bi ñu daan am moom la ñuy amal ba léegi. tey soo seetloo dañuy woote ci ay jotaay yu bëri. ay xaalis bëri ci yàqu ay millions ay milliards ci ay bernde ci ay lekk ci yenn ak yeneen te tey xaalis mënu ñu utiliser foofu noonu tey gis nga tey yaa ko wax lu bëri buy dugg Sénégal muy planning muy leneen dañuy am ay moyens di def ay caravanes di dem vers les écoles dem vers la population di mettre ay moyens de communication ci ay campagne de communication ci ay panneaux publicitaires ak nangam sangam est-ce que tey jotul religieux yi ñoom dañu changer seen forme de communication parce que àdduna su nit ñi di évoluer da ngay évoluer ànd ak ñoom parce que tey nit ki soo amee sa cible da ngay waxal da ngay xool lan moo leen di laal
ban sens fan nga leen di laalee tey foofu aussi il faut que tey ñoom ñu parce que tey këru diine yi nekkul ni parce que tey boo seetloo ay mag ñoo ko jiite mais tey dafa jot tey ñu boole ci jeunes yi nga xamante ne parce que tey këru diine yëpp am nañ ay jeunes yoo xamante ne si wàllu communication si wàllu leen la ñu boole leen ci pour mën a xam aussi yan forme de communication li ñu indi pour mën a jànkonteeg ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk di indi ay mbir parce que man pour man façon bi ñuy waxee dafa xeewi gars yi nañ paas ñëw benn gàmm wala ñëw benn màggal toog te ñi ngay waxal ñooñu noonu li nga leen di li ngay wax noonu li tubaab bi kii moom la ñu peeg yëpp def ko seen poche ñëw toog ak moom kon soo bëggee xeex ak ñooñu da nga leen di fekk ci fu gars yi def benn tableau ci planning publication familiale ci affaire publicité nga tableau bi ci topp nga ñëw fekk fa lu ko contré fu ñu dem teg fa caravane tey wax fa affaire nga ñëw def caravane bu tegu su wetam wax fa leneen lu uteeg loolu noonu yooyu noonu aussi ko tey aussi nit dine jouer rôle bi nga xam te ni moom lañ leen di xaar ci jamono fi mu toll yooyu c'est des choses yoo xam ne man aussi dama koy déplorer parce que tey man saa yi ñu waxee nga dañuy wax que ñoom dañu am ay moyens tey bu ñu taxoon fii léegi laaj fi ay milliards gars yi jox leen ko kon loolu noonu il faut que muy dellu si waat ci population bi li gars yi di jël di ko joxe ci ay ziar ci ay dégg yooyu il faut que tey population bi di ci centraat seen bopp pas que mu bàyyi nekk ay gàmm wala ay nekk ay màggal yi nii rek d'accord yooyu il faut que ñoom ñu ciy bàyyi xel d'accord am na solo professeur ma dellu si waat ak yow comme li ma laaj Cheikhouna laaj ko Louise est-ce que du dem ba mu jar bu lu mel noonu dugg see parents yi téye seeni doom ndax bu dee sax dañuy waxee ci cadre diine yàlla dafa wax ci alquran yaa ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran yéen ñi gëm yàlla fegal leen seen bopp mais ak seen njaboot safara est-ce que bokkul ci fegal sa njaboot safara bu lu mel noonu amoon farata la pour nga téye say doom ñu bañ caa bokk ñu bañ faa dem ndax loolu du ko jar ak it bu demoon ba nit ñi bëgg a jël dogal bu mel noonu pour fexe ba gouvernement bi dellu ginnaaw ba loolu du am boobaa lan mooy nekk solution ci xale yi bu ñu leen récupérer ci école yi lan mooy doon solution fu ñu leen jëmee ma boole ñaari laaj yooyu yëpp jox la ko waaw oustaz loolu bu ñu demoon pay ba famille téye seen doom su boobaa moom day den benn manière bu efficace boo xam ne dañuy retirer programme boobu ndax xale yi éducation pour nit ñi la pour xale yi la pour ñu buñ nee jàngalekat bi ñi muy jàngal bu ñu ñëwul yaakaar naa la mu war a jàngale doo amati sens su boobaa dañuy obligé retirer ko mais avant ñu cee yegg moom bu ñu continuer xeetu sensibilisation yi nii gëm naa ne sax du parce que il faut que bu ñu nattee rek gis ne gaa yi nanguwuñ ndax comme góor jigéen tout le temps bu ñu nattee ne waaw bu ñu nattoo gis Sénégal nat gaa yi kii ni rek li matam société bi pareegul te dañuy ñaan bañ a pare mu ko sax waaye ndax entre parenthèse démb am na xeexu góor jigéen bu metti bu amoon biir Dakar pour wax ne jusque ne ñi ngi fi te ñuy jiite xam nañ ñi ngi fi bu demee ba góor jigéen ñi sañ a def gang ñi nekk gis côté bi ñi nekk gis côté bi xeex ba ñëpp ñëw ba ñëpp yëg ko Sénégal bi yëpp yëg ko Sénégal bi yëpp yëngu franchement loolu honte bu mag la ci Sénégal entre parenthèses wér na de te gis nga xeex bi il faut tey ñu gëm ne man de li ma gëm bu mu wér mooy jikko ju rafet ak nit ku baax te sell moom mooy compétition wu àdduna oustaz dégg nga allazi xalaqal mawta wal xayaata li yabluwakum ayyukum ahsanu amala kon yàlla kay mel na ni dama leen bind ak dee xool ci yéen ku dàq jëf-jëf ju rafet nga gis Seydi Hajj Malik tamit ci am na xasida bi muy wax wa kulli mu'dilin ani taati yaa rabbana faqnil xaajati lépp loo xam ne rek daf ñuy teree jublu yàlla rek nañu ci yàlla musal nga gis sëñ Tuubaa it gis naa fu mu wax isrubba xayrin xad gada nabila bi sohbati saaliha la tamila nee na bari woon na koo xamante ni sax dafa dëng waaye ànd ak ku baax moo tax mu baax kon loolu yëpp li muy wane mooy un cadre social sain day yombal baax dafa am bindkat bu tudd Émile Durkheim bu bind téere bu tudd philosophie et sociologie mu ne la société nous commande parce qu'elle est extérieure et supérieure elle nous commande mooy lu fay daw rek boo maytuwul yow dana la yóbbaale ndax parent bi lu mu farlu bu xale bi génnee fa muy génn baaxul rek ñaari choc day am la nga may tere ak la nit ñi di jëf léegi bu ci ëpp doole ba maytu fa lay jeng jëm moo tax mu ne la distance morale qui est entre la société et l'individu fait de la société une autorité supérieure devant laquelle notre volonté s'incline wala notre volonté s'incline devant la volonté sociale kon ñun combat bi ñu war a mëne mooy fexe ba société bi yëpp mooy li mu wax nag wér na panneau publicitaire génn def ay caravane def sensibilisation parce que société bu ñu tàmbalee baax rek mën nañ rafet njort ne ku bon day obligé di nëbb bonam mais bu ñu tàmbalee mbon banal rek ki koy def ci wet gi bu koy fésal day gën a yomb moo tax combat bi mooy fexe mbaax gi ñu xamee ñu fexe ba ki ñëw bañ a rëcc ci ñu jël ko salaamaaleykum waaleykum salaam ku baax bismillah yaa ngi ci ndénkaane ñu ngi lay ziar na ngay tey sant bu baax alhamdulilah kooku Maxtaar waaw ñu ngi lay ziar baax a baax yàlla na ko yàlla nangu am ci yow cofeel lool di la teewlu fu ñu toll yàlla ñu yàlla boole sopp
buñ nekkee bitim réew ak buñ nee fii ci réew bi yëpp dañ lay teewlu. alhamdulilah. sa émission bi am na solo lool. jërëjëf. ñu ngi lay ziar bu baax a baax ki la ñaanal tawféex rek fuñ toll dañuy leb tur yi nag waaye daal comme ci yow cofeel la. jërëjëf yàlla nañu yàlla sopp. waaw di ziar ñi nga bokkal plateau bi ñëpp. di leen ñaanal suñu borom taxaw leen. li ngeen di def yëpp yeete rek la. waaw di la ziar baax daal dañ lay teewlu nag fuñ toll rek ñu ngi lay teewlu surtout yi ngay def yëpp daal ñu ngi koy déglu. jërëjëf am na solo. jërëjëf. waaw ñu ngi ziar bu baax a baax. jërëjëf doon participer rek jërëjëf jërëjëf. ak kooku soppe la mi ngi nekk bitim réew jamono yi xam naa ñu ngi vacances ñu nuyu leen ñoom ñëpp profito ci moom nuyu ñu nekk bitim réew yëpp di ñu bàyyi xel maanaam pour fàttaliwaat sa wax talaata mu nekkoon lu am solo mooy da nga wane ne dañoo war a fexe ba soriwante am umpante am ci diggante góor ak jigéen au lieu que ñu nekk fa naan ay nii ngeen koy defee waru leen ko defee nii maanaam comme mag ñi niñ doon yaree buñ ko yaree mooy bu boobaa jigéen du xalaat di jege góor góor du xalaat di jege jigéen ba ñu nekk naan dañuy ut lu leen di aar ak lu leen di musal ci yenn jàngoro yi pour firiwaat ko sa wax ji nga wax léegi loolu la sax effectivement ndax même boo gisee ni ñuy àttee viol sax Sénégal ci loi yi am na problème bu posé wu un peu ndax gis nga tubaab fu mu taxawee ne da ñoom elles sont tout le temps consentantes daanaka kon fu ñu nee la daf yaa ma violé rek dëgg la mais bokkut ak Sénégal fii nii mën nañ laa rof galgal teg la ay pexe waaye donc ce qui fait que fii bu ñu ñëwee rek ne diw dafa violé rek ñu tëb ne ku góor ki dañ koy def nangam ak nangam day poser un peu problème parce que société yi ñoo bokkul il faut que nit ñi di nangu loolu yàlla c'est pas un hasard mu bind société ñii di xees ñii di ñuul ñii di mel nii mu boole leen continent yi bokkul teg leen fuute loolu ça montre que benn ngeen du point de vue physique waaye du point de vue culturel da ngeen am ay wuute wa ja'alnaakum shu'uuban wa qabaa'ila voilà li ta'aarafu inna akramakum inda Allahi atqaakum gis nga ki gën ci yéen rek mooy ki gën a ragal yàlla te ñun loolu nag dañ ko jëmbatoon ci ñun jomb sénégalais jomb rek mooy ki yow kaay mooy ki xiif bay bëgg a dee ñu teg dara nii nga ne du ma ko jël mag ñi sax bu ñu daan wax sàcc dañ daan wax tuxal katu denc wala ñu naan ku xeeb wërsëgam noonu lañ ko daan jàngale xale yi bu ñu ne ku xeeb wërsëgam xale bi gis nga mag ñi seen dara du hasard ku xeeb wërsëgam waa xale bi jàng ne ah d'accord kon dama ko xeeb tuxalkatu denc kon sàcc mooy ñu teg fa dara nga jël loolu noonu yóbbu ko mais ku boolu bokkut ak ñun par exemple terme yi ñu bëgg a imposer même ci sexualité nii pour que nga wax baatu sexe bu ñu ne oustaz tey nañ firi baatu sexe rek ñun ñii dañ am difficulté wax ko ci olof awra rek la ñuy wax awra te arabe la comme li ma wax léegi waaw kay te am na tur ci wala mais duñ ko tudd tegginal ko gis nga am na yoo xam ne mag ñi dañuy bañ sax tudd ko xale bi di xam ne carrément lii ma xam sax waay mais dañ koy wër loo mais tey man dama gis ne gis nga aspect bi pour wax la ne yëpp dañu bokk àtte ci aspect bi gis nga aspect bi wax nañ ko ci wàllu diine wax nañ ci wàllu parents yi wax nañ ci état wax nañ ci yëpp mais suñu aada aussi tey soo seetloo aada gis nga pour wax la rek que ni bu lépp li nga xam ne moo fi nekkoon comme lu baax li ñu doon préserver mooy que tey préserver jigéen bi ba buy yegg ci maturité di yegg sëy mu am ndaw mooy boo seetloo ci aada ay laabaan ay jébbale yooyu c'est des choses pour war a ni que ni ñoom am nañ système yoo xamante ne ndaw si ñu doon téye ndaw si pour préserver pour intimider ko ak tiital ko ak ba nga xamante ne tey dina xam ne kat moom buy am âge war a dem sëy dafa war a am lii parce que dinañ ko jébbale te buñ ko jébbalee foofu dina feeñee ñu doon penc boo xam te ne na nattukaay la boo xam ne dañ xam ndax téyewoon na boppam la su téyee boppam bu téyee boppam dinañu yeewu ñu jéebaane ko wax ndax denc na ndaw wala denc loolu ndaw et tout ça yooyu c'est des formes yoo xam ne ay formes dissuasives la mooy tey sax ñàkk def lu mel noonu seexu naa pour dëggal ko même ki nga xam ne fipp na ba ne noo yooyu moom xeewi na ay laabaan téye sa bopp xeewi na mooy indi problème yi am léegi ci biir néegu sëy mooy góor takk la def ci yow ay millions ñëw fekkul ci yow dara mooy li ma la wax ne diine man li ma bëgg wax que ni mooy que ma ne avant diine sax di ñëw ci suñu société suñu aada yi préservé woon nañ yenn yi nga xamante ne tey ba nga xamante ne tey nit bi du maanaam du dem ci vagabondage sexuel yi noonu parce que bu ñu ko waxee jàppee ci aspect su diine rek parce que ñun Sénégal amoon nañ ay mag yoo xamante ni ay mag de valeur lañu woon yoo xamante ne avant diine di ñëw mais amoon nañ ay aada ak ay cosaan ak ay yoo xam ne yooyu c'était juste que pour préserver li nga xamante ne moom mooy nit bi mu bañ a dem ci li nga xamante ne dafay dem si li nga wax sànq nit ki li nekk ci moom ci envie li nekk ci moom ay si ay passion yu noonu moom mooy li ëpp ci moom mais moom mooy li ëpp ci moom dafay fekk ni que nit ki préparé wuñ ko parce que nit ki su fekkente ne préparé wuñ ko ci yenn yi dafay fekk ni que ni su boobaa dafay dem ak ay envie rek mais su boobaa moom ak bàyyi may ak mala ñoom loolu mooy utale nit ki ñu préparé ak bàyyi ma ak dëgg la am na solo aspect boobu mu dugal ci laay dugalee sax ci intervention boobu seexu naa def benn question boobu noonu la mooy sa morom yu baree bari yooyu la ñuy dugal seen bopp yi ak di ko gëm téye sa bopp moom dafa xeewi léegi ay laabaan sax xeewi na sa bàjjen ñëw ak yooyu bu ñu la takkee dañ lay yóbbu hôtel
mais est-ce que jàpp nga ne téyewoo sa bopp ba sa borom kër bu la bëggee rek bëgg na la est-ce que dana tax góor gi bu ñëwee fekkul ci yow la mu war a fekk ci yow mu respecté la jox la cër. mais Oustaz léegi góor ñi kiyatuñu de dañu ànd ak yow di la woo si li leen neex. muy fob bi ba bis ñëw nga jox leen seen bopp bis bu ñu ñëwee war a takk ñu ne la fa ñukk dem seeti keneen. teggi la waaw. dem seeti keneen bala fa moo xam ndax bu ñuy foo ak yow. jële woon nga ci ëmb léegi sax li boo foo ak ñoom ba yàlla def nga war na ci lor. ñu bañ nga dem yuuxoo ji ko fan. non duñu bañ wala ñu takk la ci kaw ëmb. non duñu bañ léegi sañ waa léegi takk la ci kaw ëmb sax am na wa. non duñu la bañ de duñu bañ de wala ñu takk la ci kaw ëmb de. ñu lay jox xaalis nga dem avorter nga dem avorter ji yàq ko ngeen continuer. ngeen continuer la vie. mais léegi man je dis que ni jigéen ñi si boppam. li ñu moomoon. muy ñenn ñi sax bu ëmb boobu ñëwee benn kii la projet la. projet lay doon waa gis nga bis am nga sa juróomi far yoo xam ne ku ne nga koy voilà kenn ku si nekk mën naa nekk jox ma dem yàq ji ëmb. mu ngi noonu kenn ku si nekk mën naa nekk bàyyi te loolu dafay dellu siwaat ci jigéen ñi jigéen ji nga xamante ne moom mooy ndey moom mooy société moom moo war a yar moom moo war a yiir moom moo war a aar jigéen jooju moom moo fooye jeunesse am tey bu màggee kan moo koy respecté du góoru tey du góoru tey moo koy jox gëdd ndax ki nga xamante ne góor gi la yéene lu baax du la woo si kaañu fo yow tamit bu dee xam nga fi nga bokk xam nga fi nga jóge xam nga li la yëkkati xam nga sa yaay fi mu ni mu mel ak fa mu jaar góor du la woo si yenn yi ba nga wuy ci ko ci maanaam ñaareel ki lay proposé jox ma sa bopp mooy ki la bëggul. ki la bëggul mais daf la bëggal. ki la bëggul ki nga xamante ne bëggal day ñaan denc la. denc la dina séq ak yow waxtaan di ngeen génn te du xelam du mës a egg sax ci yenn yi wala bu la koy wax ci yoonu mbaax la koy dugal waaye léegi si salaamaaleykum maaleykum salaam takk ñu ne ay ca nañ ci dem boo ca bokkul ñu ne la ngaaka nga. d'accord nga daal ci Abdoulaye dafa taxaw ñu jël ko. Abdou moom xam naa du ngaaka. waaye ci génération bi la bokk. caapaa ñaamaa bi ci gis nga ñoo ko bokk. Abdoulaye salaamaaleykum. maaleykum salaam yaa Oustaz. na nga def yaa ngi am jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax a baax. yow xam naa da nga participer tey ci thème bi waaye ñu bàyyi la nga wax nu lu gën a fës ci titre yi. waaw yaa Oustaz tey jii li gën a fës ci xibaar yi digg ba ci incha allah dinañ ci bokk ci mbirum Khalifa Ababacar Sall moomee nga xam nag lu soxal wàllum caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru tey jii cour d'appel nag àdduna ca mel na ne dafa gën a dëggal atte bañ amoon ca lii di li nga xam nag moom moo di cour bu grande instance ak lu sox première instance soxal juróomi ati kaso yooyu la ca rax dolli bokk na ci ndàmpaay yi ñuy jëlee ci juróomi million àgg na sax ba ci toftal nañ ci million ak lu tof ci ay koppar yi nga xam nag moom moo di Fatou Traoré moom nag juróomi atam ya daanaka ñaari atam ya dañ ko mujj yokk ba juróomi at noonu la cour d'appel joxe mbir yi ni mel ci àtteb Khalifa Ababacar Sall boobu dañ ci dikk ni mu gën a yaatoo jamono boobee bokk na ci lu soxal wàllum napp ji ñoom nag daanaka maire ba Fuuta la ñu def jëmale ko ci ñenn seen i naataango yooyu bëgg kii di ministre de la pêche tekki ndombal tànkam la ñu xam ne mooy duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg ndax liggéeyam fi def ci biir secteur bi jar nañu gunge ko baatum 2024. ci biir xibaar yi soxal na ci lu jëm ci wàllum ngas ab dëkk la bu nekk ci commune bu Koul département Tivaouane lañu tumuranke bëri na du ndox mu sell courant ba nekkoon dann mu ay xàll ñuy jaar moom ak i financement jigéen ñi gën faa nekk lu nekk tolof di boolub njàmbat la ñu bëgg mooy ñu gaaw leen jàppale lu ko mooy ñum wàllum lii di parrainage bi daal wala boog élection yi daañu tabb kay mën a àddu si seen i soxla ci biir xibaar yi dana ci gën a yaatu lu soxal wàllu woowe incha allah daañ ko gën a yaatal bokk na ci tamit lu soxal wàllum lii di vacances citoyennes ca Pikine ñoom daal la ñu xam ne mooy du ñu sax nangooti benn dañoo mer ba futu jëmale ko ci wàllum vacances citoyennes ba nga xam dañ leen caa beddi jamono boobee nga xam nag jëwriñ diñ ko gàll mu ngi koy def ci yeneen i gox ñu jàpp ne nag du luñ ko mën a nangu tey ak ëllëg mbokk yi lii incha allah yaa Oustaz yeneen ci ponk buñ ko ci boolee mooy daal di buur xabaar yi digg njolloor yi. jërëjëf Abdoulaye éducation sexuelle des enfants la ñuy waxtaanee tey lañ ko tënk. waaw lan mooy sa message ci loolu ñuy bëgg a indi Sénégal wala ñu koy ruumandaat pour xale yi dem ba am 4 ans rek ñu tàmbali leen a jàngal lu jëm ci wàllu awraag lay xew ci biir néegu sëy. dama loolu daal xam naa dina doy waar ndax bu ñu xoolee si société bi jamono ji ak ni muy doxee nii mën nañu jàpp ne xëy na ñu ngi ruumandaat loolu waaye mën nañu jàpp ne njort nañ ne loolee door na bu yàgg ndax booy xool jamono ji daal xale yi daanaka am na manque d'éducation bu am ci côté boobu ci wàllum yar seen bopp mën a téye seen bopp ba suñu borom may leen borom kër ndax jigéen amul lu boppam
am na ci loo xam ne valeur la ci moom bis bu ko sàgganee rek daanaka mooy ak njombeem. donc loolu gis nañu ne fi mu nekk nii day mel ne liy bëgg a ndax saay ndax xëy na dañoo wàcc ci yoon wa ñu waroon a jaar ci maa ngi mi ak kilifa yi fi jiitu woon ni ñu ko daan doxalee ba nga xam ne xale bi day tiit ngir mën a génn def yenn yi waaye léegi bu ñu demee ba xew-xew yooyu daanaka modernisation dab nañu ba ñu bëgg a adapté wu ak monde bi ba daanaka gaafal loolu moo war a xale yi ku ci nekk am nga fit da ngay firi li ñuy wax freelance loo neex nga def bu ko defee dara doo ci fekk loolu mooy ci xaw a doy waar. d'accord jërëjëf Abdou ñu sant ko bu baax gërëm ko. yaa Oustaz jërëjëf. benn waxtu ñu ngi nekk li gën a fees incha allah. incha allah jaajëf shukran. waxtu wi juróomi minute ci des. ndénkaane yi tooñ ñu ñun kese jigéen kese war a téye boppam de. ak góor it de. góor ñi dañoo war a téye seen boole koog sa ndénkaane te ñun ñoo bokk groupe bi. boole koog sa ndénkaane. donc ñoom lañ bokkal groupe bi ñoom ak ñoom junior ñoo bokk génération bi. donc ñoom ñoo ñuy proposé yenn yi. bu ñu matadee ñun fekk si leen si. bu subaa ñu bàyyi ñu fi dem seeti ñeneen. waaye li ciy wow ban côté lay gën a fee. liy metti si ñun lay gën a mettee. parce que góor ñi si ñun lay gën a junior si ñun lay gën a mettee donc ndénkaane li oustaz mooy woowaat samay moroma moo xam muy góor moo xam muy jigéen tey rawatina ñi nga xam te ne ñooy jigéen ñi ba diñ fi tudd sànq dafa am solo te sagu jigéen la. sagu jigéen la ñu ne jigéen ji maye nañ ko sagu jigéen la ñu ne jox nañ ko borom këram sagu jigéen la ñu ne laabaanal nañ ko waaye bu ñu topp suñu xol topp tamit xale yu góor yi nga xamante ne seen intérêt yi bopp moo leen yëkkati. ndax ñoom dañ naan duñ ci perte dara. ñoom duñ ci perte dara yow lañ fiy bàyyi peut-être yow la ñuy def vierge bàyyi la fi jëkk beneen jëkk góor du la xool wala ki lay takk arrangement la lay def wala ñu may la paa boo xamante ne bëggoo ko woon. donc bu dee doom am na ci yaag moom yenn ciy nekk di yëg ko wàcc boo amul famille bu compréhensif ci mbedd mi ngay mujjee wala nga jur sànni donc xale yu jigéen ñi laay gën a woowaat ci loolu éducation bi yar bi na gën a dellu siwaat waaye surtout nañuy jomb. takk sër yi daal mu dëgër takk sër yi mu dëgër. d'accord dégg bañ a def la ndew defoon ba ko yaay ji indee Ndakaaru takkal sa sër mu ñëw xale yu góor yi aj sër bi mu dellu yaay ji ne ko ndew waxoon naa la Ndakaaru boo fa toogee toppee góor ñi di nga ëmb mu ne ko tasuñu sër bi dañ koo aj kon nañ moytu yooyu noonu te xam ne xale yu góor yi seen i pexe bëri nañ. d'accord Louise sa ndénkaane. waaw Oustaz Mactar may wax ne rek xale day def yi fu xale. xale day jàngu xale. mag def yi fu mag. éducation sexuelle man je pense que c'est aux parents de l'inculquer aux enfants wàllu parents yi je pense que boobu léegi ñu ngi koy doxal même suñu fayiree ñu ngi koy doxal nañu gouvernement yi bàyyi ñu yar suñu doom yi sexuellement te jàngal suñu doom yi lan moo leen tax a tekki ëllëg loolu moo ëpp solo institution civique baa ngi fi soo xee trop xale yi xamuñu seen réew xamuñu nan la ñu war a doxalee seen biir réew loolu moo ëpp solo on a beaucoup farata bi mooy jàngal leen luy tax ñu développer ëllëg mais pas luy tax ñu xam waaw luy tax ñu yàq waa néegu sëy moom nañ ko bàyyee waajur yi nañu dimbale suñu doom yi bàyyi ñu yaral ñu suñu bopp sur le plan sexuel nañ ñu bàyyi ñu yaral suñu bopp suñu doom yi d'accord maa ngi jégalu d'accord Cheikhouna sa ndénkaane. bon sama ndénkaane moom mooy que ni koy nuyu sama ndénkaane mooy que ni tey éducation bi nga xamante ni moom moo war a dem ci suñu doom yi du avant mbedd mi wala avant école ñun la war en tant que parent ñun la war ci au sein de la famille parce que gis nga éducation bu njëkk nit ki da nga ko daan identifier ci famille am da nga daan xool kër sax ñu la kër gii de nii lañ mel kon kër gi parents yi frères yi ñëpp dañ ci am part responsabilité loolu daal mooy li nga xamante ni moom laa kii di nuyu sama benn goro sama benn rakku jabar Khady Gueye chaque jour dafa ma naan yow man doomu tudd mukk nuyu ko mais tey moom Khady Gueye moom nuyu naa la Khady Gueye Cheikhouna nuyu na waaw mais day basket boobu ba léegi mais moo ko xamee muy basket ba léegi junior la nekk musut nekk senior d'accord professeur looy tàggatoo waaw sant rek xanaa insister waat ci importance culture rek ak identité nit ku nekk daal nga xam fa nga bokk li nga moom ak li nga war a moomlee sa bopp maanaam fi nga bokk du hasard yàlla judduloo fa boole la culture boobu da nga ko war a fonk bañ koo xeeb loo ubbeeku it base culture boobu bu ko bàyyi waaw loolu daal moo nekkoon dénkaane di nuyu jàngalekat du Sénégal yëpp nag vraiment di am mbégte ci ñoom ci liggéey bi ñuy def ak yëpp ñu gën cee góorgóorlu rek bu baax wa d'accord incha allah jërëjëf ñu sant leen gërëm leen jërëjëf Louise jërëjëf Rokhaya Cheikhouna jërëjëf professeur Amadou Thiam jërëjëf yéen ñiy woote ñëpp tamit ñu sant leen bu baax a baax gërëm leen nguur gi rek la ñuy wax nguur gi la ñuy wax ñoom ñooy cëggal guy gi ñoom ñoo ko yor nañu ragal yàlla ndax kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ku nekk sàmm nga te ku ne danañ la taxawal ëllëg ci kanamu yàlla laaj la li nga doon sàmm nguur gu fexe ba indi fi programme buy tax société bi yàqu ëllëg da nga taxaw ci kanamu yàlla layoo ko ak moom li ñuy wax yëpp parents yi nañ jël seeni matuwaay nangam cëggal guy gi nag ñoom ñoo ko yor
ndax ñooy accepter pour lu mel noonu dugg wala ñu ne non duñ ko dugal kon nee leen non 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 bëgguñu ko li fi jot a nekk rek dañoo jaaxal doy na sëkk bu ñu ci bëggee dolli leneen nag boobaa xar mi moom kawar gi day gën a bari jërë ngeen jëf ci seetaan bi jërë ngeen jëf ci woote bi jërë ngeen jëf ci bàyyi xel gi yàlla yàlla defar sunuy mbir yokk sunuy chiffre d'affaires may nu yaram bu sedd ak xol bu sedd subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Seyda Zeynab del si waatal ci jàmm yaag ujaaj yëpp Oustaz Mouhamed del si waatal ci jàmm yaag ujaaj yëpp plateau Ndenkaane namm na leen ngeen ñëw ak aj gu nangu ànd ak wér ak mucc del siwaat ci plateau bi incha allahu taala baal ci nekk jàmm incha allahu taala wasalaam